salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam comme nuñ ko farale di def jour bu nekk fii ci iRadio ITV groupe E-Media xam ngeen ne bi coronavirus bi démarré ba léegi chaque jour daañu def benn édition spéciale 7h du matin ba 9h ci kàllaama wolof pour waxtaan ak askan wi ñu xam ne feebar bi du caaxaan feebar bu am na buy reyaate la te buy law la te laal na secteur yëpp. feebar bi laal na économie bi laal na social bi laal na culturel bi laal na sax nu ñu dundee ñun suñu biir xam ngeen ci réew taax yi feebar baa ngi fay gën a yëg te ñu fay dee bari nañu Sénégal ba léegi ñu ngi ñaan yàlla yëf yi bañ fi law waaye il faut que nit ñi xam ne que feebar bi du caaxaan ku nekk war naa jël matuwaayam moytu ko parce que bañ ko lawal xam ngeen ne démb am na ay chiffres yu ñu génnewaat te xam na benn immeuble bi nekk fële ca Médina ñu ko mettre en quarantaine parce que ci biir immeuble bi am na ko amoon feebar bi lawal ko foofu ba maire Médina génn démb naan immeuble bi dañ ko def quarantaine ministère bi def ko quarantaine pour ñu xool ñu fa nekk la ñu am xam nga loolu lu doy waar la te loolu war naa mun a gën a yee nit ñi ci moytu feebar bi mooy def li docteur yi digle mooy raxas sa loxo moytu fi ngay teg sa tànk moytu maanaam déplacement yu bari yi xam ngeen ne guddi gi def nañu couvre-feu waaye couvre-feu boobu pour mu am njëriñ il faut que bëccëg bi nit ñi moytu maanaam dox yu bari foo amul soxla na nga toog sa kër bañ a lawal feebar bi bañ a di lawal di ko contaminer ñeneen parce que contamination bu amee rek dañuy dee jafe-jafe ci réew mi moo tax nag ñu ngi farlu di chaque jour invité ay kàngam fii ci studio bi tey ñu ngi ak ministre Alioune Ndoye mooy ministre des pêches et de l'économie maritime daan ànd ak aussi ak Amadou Alpha Sall di administrateur Institut Pasteur xam ngeen bu ñu ko waxee ci mbirum xeex bi mbirum Ebola ak mbirum virus ñoom loolu mooy seen spécialité ñoom ñuy def test yi ministère bi bu defee lu muy def ba pare ñoom lay jëbal ñu xool ndegam cas yi positif na wala négatif na te ñu ngi liggéey tamit ci leneen fànn pour daal ay vaccin yu bëri ñu ngi ciy liggéey di si gestu xam naa daan ci dem ci biir waxtaan bi xool Institut Pasteur lan mooy matuwaayam ci liggéey bi ñu am monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di la dalal fii ci studio ITV iRadio. maa ngi lay fay bu baax di nuyu bépp auditeur bu lay déglu bu ñuy déglu waxtu wi di ñaan suñu borom suñu waxtaan bi mën a jur njëriñ. amiin yaa rabbi monsieur le directeur administrateur Alpha Sall ñu ngi lay nuyu. waaw jërëjëf Alassane maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ci dalal bi di nuyu itam monsieur le ministre mi bokkal plateau bi di nuyu auditeurs yi ak téléspectateurs yëpp ngir aussi li ñu def dafa am solo ndax li ngeen di def di yee askan bi lu am solo la ndax xeex bi du xeexu docteur rek ñëpp ci war a bokk jërëjëf monsieur le ministre pêche bu ñu ko waxee lu am solo ci réew mi ndaxte c'est premier secteur d'exportation la bu ñu xoolee chiffres yi pratiquement près de 200 milliards de francs CFA par an pêche dina ko indi ci koom-koom réew mi bu ñu xoolaatee tamit am na ñu bëri xam dañuy yëngu ci pêche bi maanaam pêche surtout artisanale bi ak tamit fi nga xamante ne moom mooy bu ñu xoolee Sénégalais bu nekk en moyenne dina lekk 20 kilos de poisson par an loolu lu am importance ceebu jën Sénégal mënu ko xalaat te xalaatul li nga xamante ne moom mooy jën ak yooyu tey monsieur le ministre seen secteur bi est-ce que coronavirus bi laal na ko ak na ko la ko laalee. waaw maa ngi sant yàlla bu baax parce que bu ñu nee laal na ko xam nga lu laal Sénégal rek laal na suñu secteur ci puisque c'est lu weesu 600 000 acteurs ñoo ci yëngu. te ay dogal yu bëri jël nañ ko ci ñu ngi sant yàlla nag dégg guñu koo xam ne vraiment feebar bi ci boppam laal na ko ci suñu njaboot jooju mais Sénégal yëpp ay suñu njaboot. ma jàpp ni dogal yi ñu jël yëpp fi mu ne nii day am ay impact ci activité bi ci liggéey bi muy nag lu sensible parce que comme ni nga ko waxee Sénégalais yi li ëpp ci seen apport en protéines mu ngi jóge ci produits halieutiques kon tey dakkal ko da doon loo xam ne lu jafe la parce que aussi dañu am benn impératif mooy assurer dundu Sénégalais yi waaye nag chaque fois dañuy xool li nga xam ne moo mën a nekk ay points de risque ñu xool nan lañ koy saafara et généralement aussi nañ lañ ko dakkalee parce que une batterie de mesures jël nañ ko ci wàll parce que du napp gi rek man napp gi la ak économie maritime donc lépp lu jëm ci wàllu port muy portu Dakar wala port secondaire yi ne Sénégal ci yooyu am na ay batterie yu bëree mesures yoo xam ne jël nañ ko pour aar nit ñi fexe daal ba doon frontière maritime bi virus bi bañ fa jaaree. donc loolu impact bi rëy na ñu ngi koy xayma sax d'ailleurs parce que du ñàkk ni suba danañ ko waxtaane parce que laajoon naa service yi ñu jéem a xayma retombée économique ci secteur yëpp
lu jëm ci pêche industrielle ba pêche artisanale ba ci femme transformatrice bi ba ci mareyeur bi lan moo ban impact la tey ak itam bu dee li ñu war a jël ci décision nar naa gën a tar parce que il faut pas l'exclure nit boo nekkee ci xeex da ngay jéem a sóoraale li gën a métti bu ñëwee nan nga fas yéene def nan nga war a def donc yooyu yëpp ci ay xalaat la yoo xam ne ñu ngi koy teg ñu nar a peut-être yokk ci mesures yi ñu jël waaye pour l'instant jàpp nañ ni mënoon na gën a dëgër waaye Sénégal a ngi xool di dem progressivement par rapport ak réalité ak par rapport itam techniciens yi professionnels yi parce que ñun duñu professionnel de la santé donc dañuy tënku ci seen gannaaw moo tax may nuyu bu baax sa invité parce que ñoom fi mu ne ni ñoo yor leng yi ñoo ñu mën a wax taxaw leen avancer leen wala bu doon suñu sago daal ngeen defe ko ni te loolu am na solo itam di nuyu d'ailleurs au passage équipe yi ci liggéey muy équipe médicale yi professeur Seydi ak bépp médecin wala infirmier wala en tout cas kuy liggéey ci wàllu santé ci Sénégal parce que seen taxawaay ñu ngi koy rafetlu di rafetlu taxawaayu force de l'ordre et de sécurité yi parce que ñoom it temps yi nelawuñu yendaluñu di rafetlu itam chercheurs yi donc suñu mën naaw tango bi nekk Institut Pasteur xam nga ni da doon bunt bu ñu yaakaar lool parce que bokkoon na ci institut yi gën a yi raar yi nga xam ne mënoon nañ def test bi ba pare ci àpp bu gàtt kon ñu leen di ci taxaw donc bu la àpp bu ci kanamee xam naa ni bu la neexee mën nañ dugg ci batterie yi nga xam ne tey de mesure jël nañ ko ci wàllu pêche waaye surtout ci wàllu dem ak dikk bi au niveau maritime parce que il fallait que ñu fexe daal ba frontière maritime yi ñu sécuriser ko Alpha Sall Amadou Alpha Sall yaay administrateur Pasteur lan mooy seen taxawaay ci liggéey xeexum coronavirus bi parce que gis nañu fii ci Afrique yéen ak beneen maanaam institut bi nag Afrique du Sud yéen rek am sañ-sañ la OMS jox maanaam autorisation ngeen def liggéey boobu ndax xarañte bu am foofu. waaw jërëjëf Alassane dama la bëggoon remercier ci question boobu parce que lu am solo lu ñu war a def la Institut Pasteur ci wàllu épidémie dañ ci am expertise boo xam ne bi àdduna yëpp daf ko nangu booy seetloo ay jamono ci gannaaw amoon na feebar bi Ebola nekkee Institut Pasteur moo doon testé di jàppale Sénégal mais jàppale Guinée jamono yi sam RDC amoon nañu fa foofu la Institut Pasteur nekkoon di fa liggéey ci wàllu coronavirus itam ñun aussi dañu yàgg xam nga OMS day xool feebar bu nekk ci àdduna mu xool ñi ko gën a mën mu dénk leen ko pour que ñooñu jàppale seen réew jàppale itam yeneen yi ci wàllu woowu la OMS xool ci réew yi nekk ci àdduna yëpp xool Afrique fu nekk mu ni nañu dénk Institut Pasteur parce que yàgg nañu nit ñi xamuñu ko waaye 1974 ba tey Institut Pasteur mi ngi liggéey ci virus respiratoire wàllu corona bi ba mu nekkee bees ci àdduna 2002 ba tey ñun ñoo ngi ciy liggéey moo tax aussi ñoom bi ñu xoolee ñu ni ñii war nañu mën a jàppale Sénégal ba pare jàppale ñi si des parce que souvent bu épidémie amee dafa war am foo xam ni fii fa la ñuy def système boo xam ne bi dañoo mën a jàppale looloo tax OMS tabb Institut Pasteur parce que dafa nekk expertise bu fu nekk bi mbir mi dooree Chine balaa que nit ñi di yëg comme ñun dañuy liggéey lu bari ci loolu lan ni ñun nanu fagaru defar Sénégal nga xam ni ba mu génnee Chine fin décembre ñun bi ñu nee fukki fan ak juróom ci weeru janvier bi ñu dégg feebar bi commencé nañ jël ay matuwaay pour aar Sénégal loolu la OMS gis ba def ko ni nan aussi jàppale non seulement Sénégal mu yowal fi ay réew pour ñun itam ñu tàggat leen waaw taxawaayu Institut Pasteur nag tey ci coronavirus bi wàll ay fànn yu différents fànn la bi ci jiitu mooy fànnu test test bi lan la mooy nit koo xam ne kii dafa am ay màndarga jàngoro ji pour ñu xam nagam jàngoro bi la wala du jàngoro foog ñu yóbbu ko ci laboratoire loolu nag waa ministère de la santé ñooy wër gox-goxaan yi seet nit ñi indi foofu prélèvement bu ñu indee prélèvement bi ñu daal di def test bi ci bés bi amul benn test bu fay fanaan bu yegsee rek ci bés bi lañ koy def jébbal ko ministère de la santé moo tax ñuy mën a def communiqué di wax fu ñu toll ci feebar bi loolu mooy wàllu bi ci njëkk te ma bëggoon profiter aussi wax ni Institut Pasteur laboratoire am bi muy defee analyse bokkul dara ak fi ñuy defaree test yi parce que léeg-léeg nit ñi dañuy ñëw foofu waaye loolu du yoon wi mooy da ngeen di woon numéro bi ministère organisé jël prélèvement bi indil ñu ko parce que loolu dama bëggoon ñu la wax parce que ñu bare dañuy laajte wala di fa ñëw Institut Pasteur mi ngi def test yi mais benn laboratoire bu spécialisé moo koy def foofu bu nu weesoo wàllu maanaam ku bëgg a def test il faut nga woote ci numéro boobu ministère bi moo la fa yebal mais mënoo ñëw yow kese sa bopp ñëw bëgg a testé wu déedéet kenn waru fa ñëw directement ministère boo wootee numéro bi ministère gox yëpp ak goxaan yëpp dafa am ay médecins chefs de district yoo xam ni ñoom boo wootee dañuy yebal foofu ay nit ñëw sa kër prélevé la prélèvement boobu la ñuy indil ñun bu ñu defee test si delloo ko ministère waaye kooku nit ñi duñu ñëw ñi
teew nag mi ngi ñëw boo xam dina may analyse yoo xam ni wàllu diabète wala beneen bokkul ak loolu boobu bokkul ak dara maanaam lépp luy coronavirus dafa am laboratoire am à côté bokkul laboratoire yeneen analyse yi maanaam boo amee coronavirus il faut nga jaar ci ministère ba ndawam mi ñoo lay yebal foofu waaye yow mënoo ñëw yow personnellement nga ñëw Institut Pasteur ne man damaa bëgg testé wu waaw kooku kenn mënu ko def te ministère itam du yebal nit Institut Pasteur day yebal ay médecins ñu ñëw yow sa kër prélevé la indil ñu prélèvement bi ambulance boobu bu ñëwee dafa am yoon bu ñuy jaar boo xam ne bi day éviter moom ay difficulté wala ay jafe-jafe bu ñu xasee ba indi loolu nag ñu doon koy testé ci journée bi delloo leen résultat boobu nag ministère da koy yeggee nit ñi ba pare moom lay publier régulièrement kooku mooy wàllu test yi waaye Institut Pasteur dafa am yeneen wàllu yu muy yëngu ci wàllu feebar bi beneen bi muy yëngatu mooy boo gisee ni que tey feebar bi bu nu yaakaar ni dafa am képp koo mos a nekkal contact ba nu yaakaar ni yow am nga risque dañu la war a seet jàppale la génne la ba pare ñooñu aussi am na suñu bëri dañ leen di prélever wala ñu suivre leen wàllu woowu Institut Pasteur daf si nekk tey am na équipe bu nekk Touba am na équipe bu nekk fii biir Dakar kooku dañuy ànd ak ministère de la santé ak dispositif bi ñu teg di ko def ci wàllu test rek ma fàttali ni Institut Pasteur aussi am na tey benn laboratoire bu nekk Touba laboratoire parce que Touba bi mu commencé ñu gis ni feebar bi commencé na di fa bare dañ fa yóbbu ay nit ñu testé tey laboratoire boobu mooy testé pour Fatick pour Kaolack pour Linguère am na ñu bare au lieu ñu yegg Dakar dañ koy yóbbu foofu ñu defal leen ko ñetteel bi nga xam ne Institut Pasteur da si yëngatu mooy ci wàllu aussi recherche mooy lan mooy maanaam di gëstu parce que feebar bi comme dafa nekk feebar bu bees bi mu dooree léegi yàggul mi ngi commencé comme ni waxee rek fin décembre dafa laaj tout le temps ñu siy gëstu bi nag ci wàll yu bare la am na benn wàll boo xam ne yu dañu seet nit ñi bu nu feebaree nan lay feebar bi yëngoo ban solution lañ si mën a am ci wàll woowu ñoo ngi liggéey professeur Seydi bi nga xam ni mooy jot feebar mooy suivre malade yépp te moom ñoo ngi ànd ak moom ci anam yu rafet may magnifier fi mu nekk ni liggéey bi ñuy def ensemble moom ak Institut Pasteur de Dakar loolu mooy malade bu ñëw si moom dañ koy envoyer prélèvement bi malade yooyu aussi dañ leen di suivre bés bu nekk pour xool nagam ñoo ngi ko ne am feebar nagam war nañ leen yeewi pour libérer leen si liggéey boobu aussi dafa am solo donc dañuy def recherche si malade yooyu pour xam feebar bi nu muy dikkee mais aussi tey bu amee ay médicaments wala yu bees yu am ñun dañu ko déggee ci àdduna dañuy xool nan la Sénégal mën a profité ñu xool ban pexe la ñu mën a def évaluer leen nagam baax na nu balaa ñu koy dugal Sénégal loolu dañ ciy ànd te liggéey ci recherche aussi dafa am solo parce que ñuy xool aussi jumtukaay yu saytu yi mooy li ñuy wax outil diagnostic tey àdduna yëpp da ngay dégg ay diagnostic yooyu yëpp baaxul ñun fii Sénégal at si gannaaw dañu yaakaar ni dañu war a góorgóorlu ba test rapide lépp luy wàllu épidémie dañu ko war a defar fii Sénégal wut ay jumtukaay yoo xam ni balaa askan bi mën si jot parce que Institut Pasteur looloo ko tax a jot léegi moo tax plateforme boobu mën na ni pare na tey ci fan yële ci gannaaw dégg nañ télé di ko ak rajo di ko wax donc pour coronavirus bi léegi jamono yi ñoo ngi def ay recherche yu avancé pour mën a produire benn test boo xam ne dafay gaaw nga mën ko def fépp foo nekk ci biir àdduna wala foo leen toll ci test bi. test bi avancé na bu baax fi mu nekk ñoo ngi ci période bu ñu koy évaluer li ñu yaakaar suñu objectif moo doon fii ak juin ñu mën koo defar mën koo diffuser mais waxtu wi ñoo ngi nekk ci processus évaluation parce que test dafa war a wóor mooy test rapide boo xam ne bi ci lu gaaw koo xam ne kii du soxla laboratoire yu mag ñu mën ko defar loolu mooy ci wàllu recherche yi loolu dañ siy def léegi itam Institut Pasteur dafa am lu am solo lu mu bëgg def itam boo xoolee si Afrique ñun rek ñoo fi defar vaccin boo xam ne bii OMS dafa nangu ñu jaay ko bitim réew parce que vaccin fièvre jaune bi ñuy def ñeenti réew si àdduna la ñu autorisé mu def ko loolu daf ñu jox xam-xam si wàllu vaccin moo tax tey itam ñun ñoo ngi yëngatu si recherche yi bu ñu déggee ci wàllu vaccin pour corona pour que ëllëg ak si biir. kon yéen a ngi gëstu instant bi nii ci vaccin coronavirus. yéen a koy gëstu. ñoo ngi topp ak di lëkkaloo ñi nga xam ni ñoo ngi ciy liggéey ci àdduna parce que ñun li ñuy def mooy dañu bëgg Sénégal moom boppam ci wàllu vaccin ci wàllu diagnostic parce que loolu mooy tax bu àdduna jaxasoo ba jumtukaay yi jafe comme ni mu toll nii dañu ànd ak gouvernement bi di defar ay. pour yooyu yëpp ñu ko mën a defar Sénégal moo tax ci wàllu vaccin bi ñoo ngi ci nekk en contact ñi def recherche di xool pour que tey bu vaccin amoon ñu xool nan lañ mën a def ba Sénégal bokk si ñu koy njëkk jot ba pare ñu koy produire non seulement pour Sénégal wala pour Afrique loolu aussi ñoo ngi ciy liggéey ci wàllu traitement comme ni ma ko wax ñoo ngi ànd ak professeur Seydi di liggéey ci wàllu diagnostic itam ñoo ngi ci wàllu woowu
loolu mooy li wàllu gëstu li ñu nekk ci affaire coronavirus. am na wàllu aussi bu instituteurs yi def moo di tàggat xam nga feebar bu mel nii bu amee dafa baax nga tàggat ay nit te Afrique Institut Pasteur boo xoolee at mu nekk di nga am lu mat juróom fukk wala ba 100 étudiants yu fay nekk yoo xam ne ñi dañuy def master ñi dañuy def thèse ñi dañuy def doctorat Institut Pasteur sax am na ñoo xam ne moo leen si jox bourse pour ñu nekk foofu loolu li koy liggéey mooy dañu bëgg ñun ci wàllu xam-xam yooyu nga xam ne dafa am épidémie Sénégal am ay nit yoo xam ne dañ ci xarañ comme loolu yàgg na ëpp na 120 ans ñun ñoo ngi ciy yëngu moo tax aussi wàllu formation boobu dafa am solo pour ñu koy def tey professeur yu bare yàlla dafa def ni Institut Pasteur la ñu jaaree ñu bare ñun fi dégg pour jàng virologie pour jàng genre xam-xam yooyu. waaw ñun ci wàllu coronavirus loolu ñuy yëgg formation ñoo ngi def recherche ñoo ngi def test yi et puis ñoo ngi góorgóorlu aussi pour di tàggat ay doomu réew mi pour ñu mën si jàppale liggéey. sànq dëgg naa la ne nga ne yéen a ngi liggéey ak professeur Seydi gis nañu mu ngi commencé tester chloroquine pour ñi nga xamante ne ñoo feebar am feebar bi pour wàññi charge virale bi est-ce que loolu tamit am na ay liggéey bi ngeen ci def ak moom. waaw kooku am na liggéey bu am solo bu ñu ci def parce que xam nga chloroquine comme dañu gis ay résultats yu encourageant professeur Seydi moom macha allah yàlla dafa def mu xarañ ci yooyu ñu ànd di ci liggéey parce que loolu li tax ñuy war a si liggéey résultats yi bu encourageant wee dañu war a def ba mu wóor ni ban condition la gën a baaxee moo tax moom mu teel si jóg moo tax tey patient bu mu testé patient bu ñu jox chloroquine de say prélèvement kay indi Institut Pasteur bu ñëwee ñu xool est-ce que yow génn nga virus bi wala génn woo virus bi loolu nag ci loolu la ñu nekk nga xam ne am na tey bu ñu gisee noonu xam nag am chloroquine dana gaaw a génne feebar pour ñu mën ko gën a wasaare loolu ci loolu la ñuy liggéey ci wàllu traitement bi. est-ce que test yi ngeen def am na ñi nga xamante ne dañ leen di testé utiliser chloroquine test yi ñëwaat ci mu négatif. dégguma question bi. est-ce que test yi ngeen def foofu. xam nga bu ñu ñëw dañuy testé pour xool ndegam positif na. waaw positif yi ñu jël ko en charge. waaw bu paree tamit yaakaar na day amal beneen test pour xool ndegam négatif na. waaw est-ce que am na ñi nga xamante dañ leen traité chloroquine mu ñëwaat ci yéen mu fekk test bi nekk négatif. waaw depuis ñu koy door nag. ñun ñoo ngi ci di suivre ay patients. fi mu nekk nii résultats yoo xam naa ni comme foog ñu ëmb leen ñoom ñëpp balaa ñu mën a si jox ay conclusions mais pour l'instant ñu ñuy suivre am na ñoo xam ne ñii dañuy ñoo ngi génn mais ñoo ngi gis ni feebar bi virus bi mi ngi wàññeeku si ñoom si ñu jël chloroquine. am na espoir ci loolu. waaw am na espoir bu mag moo tax ñu nekk si en fait moo tax xam nga ci wàllu garab dañu war a def ba mu wóor moo tax li ma mën a wax ci wàllu woowu mooy képp ku actuellement jël chloroquine dañ lay suivre ñaar ba ñetti fan bu nekk ñu indi sa prélèvement ñu testé léegi da ngay dégg ñu bare ñu ni dañu guéri parce que dañ leen di suivre bu ñu xoolee ni que virus bi nekkatul sa yaram seen lay doog a libéré donc loolu suivi boobu ñoo ngi koy def ak ñiy suivre maladie. monsieur le ministre seen secteur bi 600 000 personnes la sensibilisation dafa am solo ci loolu yan matuwaay ngeen jël pour sensibiliser ñu yëngu ci mbirum économie maritime yëngu tamit ci mbirum pêche pour ñu xam ne feebar bi du caaxaan. bu dee ci wàllu sensibilisation la dañu mettre l'accent ci acteurs yi seen bopp maanaam fexe ba acteurs yi notamment seen responsable yi jël en charge sensibilisation bi en plus que ñun li ñuy def moo tax li ñu njëkk def mooy dajeeg ñoom principalement les principaux acteurs ba pare am initiative yu bëri sax yoo xam ne dafa judd ci ñoom bu ma jëlee mareyeurs yi par exemple mareyeurs Sénégal yi ñoom seen i organisation ñoo jël seen initiative fas yéene wër marché yëpp ak quai de pêche yi pour vraiment def sensibilisation ba pare jébbal leen ay jumtukaay pour wax leen un peu nan la ñu war a taxawee par rapport ak jàngoro jooju. donc kooku ci wàllu sensibilisation ci accent ba pare itam ay flyers ak yuy accompagner mesures yi ñu jël parce que mesures yi moo doon lu ci bëri nag ci dem ak dikk bi bu ma jëlee déjà avant ak premier cas importé yi ñu am maanaam c'était le 3 février déjà. la ñu jël ay mesures yoo xam ne dañu tere par exemple déterminer li ñuy wax benn point d'entrée maritime fii ci Sénégal muy port de Dakar parce que foofu la ñu defoon l'équipe avancée médicale pour mën a saytu yenn yi. ci la ñu tere donc yeneen entrée yëpp yenn port secondaire yi ku bëgg a dugg Sénégal par voie maritime port de Dakar nga mënoon a jaar donc loolu depuis 3 février lañ ko jagleel te port secondaire yi balaa nga fay dem da nga doon am benn quitus sanitaire boo xam ne fi nga koy amee. leer ñu ni yow sa embarcation ak ñi ci nekk yëpp amul benn problème parce que jàpp nañ ni jafe na nga jëlee jàngoro bi biir géej bu dee yóbbaale woo ko fa donc moo tax ñu kii mais ci yooyu ay flyers muy ANAM muy le port donc distribué ak nit ñi
waaye 3 février boobu 7 février itam ñu commencé mettre dans toutes ces entrées là ay thermoflash maanaam yenn jumtukaay yi nga xam ne tey gis nga ko fépp fu nit di bëre war nañ ko fa utiliser. donc loolu itam 7 février tàmbale nañ ko ci liaison Dakar Ziguinchor bi aussi bien jumtukaay yi ñu waxoon mais itam saytu bépp passager buy dugg ci navire yooyu ñoo xam ne suñu responsabilité la woon waaye boo xoolee itam depuis le 28 février port de Dakar soppi itam je veux dire navire yi ñëw navire buy ñëw ci Sénégal dañuy yokk ci li nga leen waroon jox ci ay information yoo xam ne da leen doon permettre ñoom ak seen équipe médicale avancée bi fa nekk le médecin aux frontières pour ñu mën a gën a jël affaire bi en charge navire bi da daan jox port bi par exemple les 10 derniers ports yi mu fréquenté te chaque port aussi nit ñi dañ doon xool notamment le dernier port balaa mu ñëw Dakar quel était le niveau de sécurité sanitaire bi fa nekk pour man may nit ñi fii ñu adapté wu et cetera donc loolu déjà defoon nañ ko ba pare ñu war a da ngay joxe sa embarquement yëpp maanaam sa équipage di préciser équipage boobu fan la embarqué ban port la embarqué ban moyen la ñëwee ci port bi pour embarquer est-ce que oto la jël pour rejoindre son port d'embarquement est-ce que avion la jël donc information yëpp dañ ko yokkaat ci li nga xam ne waroon nañ ko jot comme information balaa bateau di ñëw fii ci Sénégal 2 mars ñu yokkaat encore tout ce qui est outil de thermoflash mooy ci liaison Dakar Ziguinchor parce que xawoon nañ ci am tiitange tuuti. donc gis nga mën naa ci continuer waaye boo xoolee itam bu ma juumul le 5 mars li ñu naan le médecin des gens de mer bu ANAM dafa intégrer système national bi. de gestion de la pandémie. Au niveau du Covid-19 mis en place donc au niveau du ministère de la santé et de l'action sociale donc foofu. ñu insister thermoflash yi pour tous les navires yi nga xam ne war nañ ko utiliser. mais xam nga ne feebar bi coronavirus la te virus bi fépp lay takk. port yi ci maanaam aéroport secondaire pêche artisanale bi suñu jigéen yi suñu yaay yi ñoo ci nekk jigéen ñi ñoo si gën a bëri te boo demee ci marché yi tamit ñoom ñooy jaay jën yi te coronavirus bi mun naa langaamu ci ay jën maanaam ci. tey dama lay jox benn exemple. est-ce que ay mesures jël nañ ko. waaw pour jën bi ni ko manipuler. ñu bañ a lawal virus bi. ay mesures surtout ci cet gi waaye itam ci jéem a respecter distanciation sociale bi jafe na nag ci suñu marché yi comme j'ai dit quai yi moom démb rek maa ngi leen ko wax ba léegi risque bi quand même il faut ñu gën ko xool parce que nit ñi ñu bëre malheureusement soppi ñu doxalin bi waaye tey boo demee ci acteurs yi parce que dama leen ne seen taxawaay ak niveau sécurité seeni bërëbu liggéeyukaay moo ñuy orienté ndax dañ koy tëj wala duñ ko tëj. parce que bu nekkee point de risque dañu am obligation ñu tëj ko. parce que kay ñaa ngi dem di ñëw ba léegi jënd jën. tout à fait tout à fait mais tey boo jëlee lu mel na le marché de poisson au Pikine ay mesures drastiques lañ fa teg ñoom ci seen bopp ci seen organisation. décidé di ko tëj avant c'était ay 16 heures léegi dañ ko yéegal sax 14 heures lañ koy tëj. saa ñu ko tëjee dañ koy désinfecter totalement nettoyer ko totalement. tey foofu doo fa dugg raxasoo say loxo defoo ay gel solo ay masque et cetera donc ñu ngi def li ñuy def un peu ci mbedd ci yeneen bërëb yi waaye. bul fàtte ni foofu quand même en moyenne 8000 personnes daan nañ fa dugg par jour. wàññeeku na loolu nag ak mesures drastiques yi ñu def parce que nit ñi tey progressivement quand même la communication mu ngi passé pour que les gens ñu jàpp ni affaire bi ñu caaxaan. am na benn téléspectateur ak auditeur bu mu déggee yaa ngi ñëw fii dafa posé benn question dafa ne yow maire de Dakar Plateau nga en même temps nekk ministre des pêches. dafa constaté démb bu mu demee marché Tilène. marché Kermel dafa fekk amul changement dafa mel nit ñi. feebar bi xamuñ sax lu xew ñu ngi toog regroupé wu distanciation sociale bi amul dara mu fa yan matuwaay ngeen en tant que sa double casquette de maire et de ministre par rapport au marché boobu. waaw marché boobu pare marché Kelmel Balla Sall ak may dégg foog naa moom laa njëkk woo muy responsable bi comme ni ma la ko waxee ni mu amee ci yeneen kii marché Kelmel day tëj chaque jour ñu nettoyé ko. mais le temps ñu fay nekk nañu ngi rassemblé wu. mais léegi nag c'est ça le problème un peu comme je dis. des marchés xam nga marché mooy li ñuy wax des marchés de bouche maanaam lekk la ñuy jaay suñu organisation sociale tax na ni il faut vraiment ñu toll fenn fi ak décision bu forte pour que ñu tëj fi nga xam ne foofu la nit ñi di jëndee seen lekk mooy jafe-jafe moo tax ñooñu ma leen di gën a aar encore bu dee suñu concitoyen moom dafa jàpp ni dara changé wul am na lu changé xëy na nag doyu ko te ànd naa ci ak moom parce que il faut nit ñi yokk kaaraange gi ci wàllu woowu
mais tey xam nga ni dañ naan 1 mètre et cetera ci biir marché bi normalement ay place la soxna su ne ci biir marché bi am nga say place war nga ko respecter setal ko et cetera ba pare sol yi ñuy laaj ñun man en tant que maire première dotation yi ma jox dama woo les responsables des marchés may leen ay dotation ay gel ak yooyu pour que justement sensibiliser benn ci ndaje kii boobu ba pare pour que ñu porter loolu xam ne loolu dañ ko war a porter. ñoom it nag ñu jël seen i alal sax ñu ci ëpp boole ci seen i alal te bu dee marché la Carmel moom mooy exemple bi ci plateau parce que moom nga mën a tëj ràpp du dëgg waaye la ca des man jafe-jafe bi en tant que maire mooy que ni ay marché la mën naa jàpp ni ci mbedd mi lañ ne parce que tey Sandaga en tant que Sandaga tëj nañ ko ay at. donc ñi ne Sandaga ci mbedd mi lañ ne. xam nga loolu jafe na nga ñëw tëj ko ràpp waaye nag bu jaree ñu yegg foofu moo tax may ñaan sa mbokk commerçant yi ñu gën a farlu encore ci li ñuy def parce que bu naree ñu yegg foofu pour aar askan bi yëpp dañ koy def tey Petersen boo seetee Petersen beneen point la woon. Petersen dama woo acteurs yi bi ma waxtaanee ak ñoom ne leen seen activité ni mu tëddee vraiment point noir la. ci li ñuy liggéey nii ñoom seen bopp ñoo décidé ñu ne dañu dakkal suñu activité ba jëmmi jamono man leen ngeen dakkal seen kii jël seen bagage yéen seen bopp ñu nettoyé foofu teggi fa lépp lu fa nekk ci saleté ak installation anormale ñu pomper ko nettoyé ko donc loolu boo demee Petersen loolu la ñu naam benn ñaar xale seetlu naa ko démb ci guddi ñu ngi continuer di insister waaye nañ jàpp ne nag kaaraange ñëpp moo ëpp solo as tuut ga ñu fay jëlee par bés donc loolu dañ leen di ñaan ñu tënku ci loolu pour respecter loolu. docteur Alpha Sall cas communautaire yi commencé na ci réew mi gis nga sax démb am na benn immeuble bu mettre en quarantaine fële ci Médina yow xam nga virus xam nga nu muy fonctionner surtout bii coronavirus du law nu muy contaminé dafa gaaw est-ce que jar na tiit ci Sénégal fi comportement yi continuer nii. waaw tiit moom sentiment la boo xam ne bii ku jàkkaarloog li feebar bi def mën nga ko am. moo tax kooku li si ëpp solo xam nga ci wax bi léegi monsieur le ministre joxe naa exemple yoo xam ne bii ay nit yoo xam ne dañu nekk ci marché ñoo organiser seen bopp looloo ëpp solo ci lit bi mooy nit ñi seen bopp jëfee li nga xam ne nit ñi dañ ko wax. parce que li nu mën mooy expliquer nit ñi nan lay mbir mi di demee ci wàllu cas communautaire li ñu la ci mën a wax ñaar la feebar bi ni muy lawee li si am problème dëgg-dëgg mooy dafa gaaw a wàll nit ñi. ñaareel ba boo deful nànk day tas ci wàllu boobu jumtukaay ak approche bi nu def lu simple c'est-à-dire que nit boo xam ne bii xam nañu ni que yow fii nga nekk nii da nga am feebar bi dañ lay génnee ci communauté bi nga nekk yóbbu la foo xam ne fii dootoo wàllaate mooy dañ la yóbbu ci hôpital non seulement di la faj mais def la condition yoo xam ne doo wàllaate nga xam ni yow sa biir communauté ba nga nekk danger bi nga nekkoon pour diffuser virus bi boobu génn nañ fa loolu mooy li njëkk ci approche yi pour éviter cas communautaire. ñaareel ba dinañ dem léeg-léeg comme li nga décrire nii Médina zone boo xam ne bii ña fa nekk dafa am lim bu takku. boo xam ne dañ fa am mooy njëkkoon xew par exemple Touba. boobu aussi dafa am stratégie bu ñu teg ak gouvernement bi boo xam ne bu nit ñi baree ci benn endroit dañu leen di garder foofu. pour que ñoom feebar bi ba na génn zone boobu moo tax nga gis nga mën a dégg par exemple chiffre yi day rëy nekk loo xam ne lii da ngay dégg ni 10 personnes wala 16 personnes ñooñu bu nekk ci benn këru 30 personnes te ñooñu ñëpp ñu maîtriser leen foofu ci biir kër gi ñooñu duñu génne di wàlle moo tax wàllu woowu aussi damay remercier bu baax parce que kilifa diine yeeg ñëpp joxe nañu ay ndigal pour que nit ñi topp loolu dafa am solo parce que bu nit ñi suivre loolu cas communautaire yi soit dañuy nekk ay cas yoo xam ne benn la ñu jël leen yóbbu leen isolé leen soit ñu nekk ci benn groupe boo xam ne boobu foofu lañ leen di isolé seen lépp di leen fa fekk nit ñi aussi ñu war a jàpp ni loolu bu ñu ko defee du dara lu dul dañu bëgg foyer boobu ñu maîtriser ko foyer boobu bañ a law pour dugg ci yeneen kër yi indi problème communautaire cas communautaire mi ngi grave bu dee kenn xamul nit ki fu ñu ko wàllee mais bu ñu xamee nit ki fi mu wàllee dañuy aar loolu moo tax dégg benn cas communautaire souvent dañuy xool nit kooku fa mu jaar ci fukki fan ak ñeent yi weesu yëpp balaa muy feebar xool aussi. non ndax ngeen koy xamee parce que xam nga fii Sénégal transport public yi amul organisation. li ku nekk mën ngaa dugg fu la neex dem fu la neex ku nekk wàcc fu la neex amul manifeste comme avion comme xamante ñu xam ne diw dugg na avion bi numéro téléphone am lii la ñu tracé ko. li ñuy wàcc xamante ne kenn xamul fa la ñuy wàcc mën nañ dem wàlli feneen fekk yëgu leen ko. waaw moo tax man ne loolu dafa am enquête xam nga sax dama laaj nga ni man ni la Institut Pasteur ci wàllu day liggéey tey bu ñu jëlee ni nit ki positif la li ñuy njëkk def mooy ba moom bu ñu koy prélever
moment bi ñu koy prélever naan am na feebar amul feebar dañu koy laaj yow fukki fan ak ñeent yi foo jaar est-ce que tukki nga foo jógee bi nga tukkee fan nga jaar information yooyu yëpp dañ koy seet bu dee par exemple dafa ne man de seetoon naa diw boobu dañuy seet seen jegewaay ñu xool nagam kooku li ñuy wax contact à risque la. booy dafa jege loolu ba ñu suñu xel ñaaw si moom dañ koy tester. bu dee nag wax nañu ni foo loo xam ne li gëmu na ak risque la dañuy jël nit ñooñu ñëpp di leen suivre bés bu nekk ñu woo leen ñenn ñi ay équipe dem seeti leen nagam ñii am nañu sëñ wala amuñu sëñ et puis dañ leen di jox ay instruction ni leen yéen fa ngeen nekk nii lan ngeen war a confiner jox leen ay instruction ba ñooñu wane walaat ñeneen mun nañuy wax suivi des contacts. tey Sénégal képp koo xam ni yaakaar nañu ne am nga benn contact parce que def nañu enquête ci nit ki mun la man de fii laa demoon dugg naa béréb sàngam moo tax nga doon dégg même ñi nekkoon ci avion ñooñu ñëpp dañ leen doon suivre. bu ñu leen suivre ñu xam ñooñu ñëpp ñan ñoo si nekk à risque ñi si war a test ñu test leen ñi si dañ leen di suivre. waaw mais boo nekkee ci réew comme Sénégal système de transport bi inorganisé la Ndiaga Ndiaye yi Tata yi car rapide yi xam nga kenn xamul ni ñuy wàcc fa la ñuy wàcc ñooñu mun nañu wàcc xëy na ñoom feebar bi jógee Dakar dem intérieur du pays ou bien dem si yeneen kër yi xam nga ñooñu kenn mënu leen tracé. waaw c'est-à-dire que enquête yi am na ay méthodes yu bare yu ñu mën a def boo xam ni mën na suivre nit ñi xam nga nit ki aussi boo duggee ci benn endroit nga ni man de bërëb bii laa jëlee train kii. car rapide fii laa jàll da ngay dégg ñooñu ñëpp dañ leen koy toppaat parce que aussi gouvernement am na moyen yu mu suivre lu mën a xew si dëkk. parce que aussi enquête bi lu bare nit ñi dañuy dimbale da ngay dégg ni par exemple ku woote alerte ni man de zone bi dégg naa ku fi saqat loolu dara nekku si wala am naa problème loolu gouvernement bi ak ministère de la santé ak ñi siy liggéey dañuy topp loolu. dem seet nit ki wax ak moom bu jaree test ñu test ko bu jaree fi mu jar a jaar ñu seet ko. processus enquête boobu dafa am solo et moom la ñuy wax aussi suivi contact yi. loolu dafa am ñu bare ñu siy liggéey tey jamono ji loolu dafa nekk lu am solo mais li ci ëpp solo. mooy nit ñi seen bopp. bu nu gisee loo xam ne lii xalaat na daf mën a wàll dañuy woon numéro yi ñu joxe parce que bu nu yëgalee loolu rek tout de suite nit ñi dëgg fi nit ñi dinañ leen intégrer dans le dispositif. tey jamono ji Sénégal ñi fi nekk mooy ñoo xam ne dañu importer ñoo xam fan nañu jóge suivre leen isoler leen wala ñoo xam ni dañu xam nañu fan nañu wàllante bu dee dañu clim dafa takku ñu denc leen actuellement ci li ma si yëg amul benn cas boo xam ne bi xamuñu fu mu jógee loolu moom dafa dal xel ci wàllu suivi communautaire. parce que loolu tant que yaa ngi xam nit ñi fan nañu nekk nga mën leen aar ba duñu wàll ñeneen mën nga ni day gën a yéex tey am na ñoo xam ni Sénégal ñooy njëkk am cas waaye seen cas dépassé nañu cas wu Sénégal. mais aussi dellu di wax ni mesures yi vraiment ni ñuy nañu jëfee gën a continuer jëfee parce que Sénégal xaarul ba affaire bi déborde ni mu nekk yeneen dëkk pour jël ay mesures yu drastique loolu aussi ñi nga xam ne ñooy kilifa réew mi ak ñi nga xam ne kilifa aada ak diine dañ leen ci war a rafetlu seen taxawaay parce que bi ñu leen ne lii lu mel na rassemblement lu mel na fu nit ñi di bare dañ ko wàññi couvre-feu nit ñi aussi nangu ko loolu dafa am solo dëkk am na ay dëkk yoo xam ne tey amoon nañu feebar bi mais feebar bi génn na fa wala bareetu fa lenn rek ko indi mooy discipline nit ñi moo tax sa émission bu mel ni ngay def am solo parce que nit ñi dañ ci dégg li ministre doon wax sànq nit ñi di jël seen ay matukaay wàllu gel ci wàllu marché yi bu ñëpp jëfee ni ñu war a jëfee ku nekk am discipline individuelle yàlla mën nañu dimbale feebar bi wàññeeku parce que tey am na ay dëkk yu mu nekkoon jóge na fa. mais am na ñu naan est-ce que couvre-feu bu ñuy def 20h 6h du matin am na impact parce que nee nañu bëccëg bi la nit ñi di circuler. waaw au lieu ñu confiner xëy na xool nu ñu mën a gérer loolu circulation bi nañuy dox bëccëg bi parce que virus bi kuy dox moo koy wàll est-ce que mënuñu xoolaat beneen système de transport même de circulation ci bëccëg bi. waaw xam nga wàll boobu am na ay jumtukaay yu ñu si jël tey taxi yi ni mu daan feeseetu ko am na ay distance yu ñu teg mesure distance sociale yooyu dafa wàññi lu bare xam nga tey Sénégal dañ daan def ajuma ñëpp dem julli ji kooku opportunité la loolu bu amatul day wàññi opportunité nit bi diffuser transport bi dem ak dëkk bi aussi fi mu nekk fi mbir mi toll comme ni mu lay wax ñoo ngi suivre cas yi gisaguñu lu justifier ñu war a tëj yooyu yëpp parce que nit ñi aussi il faut que ñuy dox di dem yaa ngi aborder sànq impact économique bu mën a am parce que feebar bi aussi dëkk yu bare dafal am na impact bu mu am sur le plan économique moo tax loolu aussi foog nga gérer ko ba nit ñi aussi parce que nit ñi dëkk yi gën a am problème tey ci wàllu santé ci feebar ñu bare désorganisation système santé moo ñu gën a sonal parce que di nga am beneen feebar bu dul coronavirus mënoo jot ci docteur yi loolu aussi dañ ko war a sóoraale moo tax mesures yi dafay dem graduellement fu mu toll rek ñu jéem a xool li si gën par rapport ak situation bi parce que
dëkk bu nekk day xool ni mu organiser lu dëppook ay réalité am tey boo xoolee balaa kenn di waxu tëj école ci yeneen dëkku Afrique ñun Sénégal jëloon nañu ko tey couvre-feu bi même chose day wàññi rassemblement day tax nit ñi teel a dellu toog seen kër loolu day wàññi opportunité maladie bi diffusé lu fekk nit ñi bañ a mën a jóge dëkk mooy tey benn cas bu fi am bañ a mën a law dem dugg feneen yooyu yëpp c'est de très bonnes mesures et li si ëpp solo mooy ni ko nit ñi jëfee te vraiment nit ñaa ngi si góorgóorlu parce que feebar bi comme on dit c'est engagement communauté moo ko mën a xeex may rappeler ni feebar bi du fatalité loo xam ni ñëpp dañu war a wax ni daf ñuy dal daf nar a poser problème dëkk yi nga xam ne dañ ko gérer yëpp mooy dëkk yoo xam ni seen population la ñu taxaw jëfee mesure propreté taxaw dégg dégg ni li gouvernement bi di wax lii bu ne rassemblement bu mu am bu nit ñi am ngénte bu nit ñi am takk nit ñi bañ a dugg ci loolu parce que loolu day indi problème Marseille aussi mesures yi ñu def pour mën ko gérer aussi ni ko nit ñi jëfee moo tax ma kontaan lool si li ma dégg nii nit ñaa ngi koy def si biir Marseille parce que loolu dafa am solo monsieur le ministre économie maritime dafa am solo surtout pêche bi 200 milliards de francs CFA pratiquement mooy li nga xamante ne loolu bokk na ci nga xamante ne li pêche bi di indil koom-koom réew mi maladie bi mel la bourde day am impact ci acteurs yi yan mesures ngeen jël justement pour atténuer ñoom seen perte parce que nit ñi bu ñu mënutul génn duñ dem jëndi bu jëndalee duñ jaay te buñ jaayul nit ñi si yenn saa si jaay bëccëg bi la ñu amee dépense pour téye seen kër. waaw boo seetloo ba léegi seen activité dakkaluñ ko. waaw wàññeeku na. waaw dakkaluñ ko waaw yi ci wàññeeku yu ci bëri sax souvent acteurs yi seen boobu moo tax vraiment li professeur wax léegi dafa am solo. parce que sénégalais kay am nañ benn niveau de conscience boo xam ne tey progressivement. ñu ngi jël affaire bi en charge te loolu dafa am solo ci secteur yëpp aujourd'hui acteurs yi nekk pêche li ñuy def dañu ciy jiitu sax ñoom waaw tey seen i initiative lu ñuy rafetlu la dañu ciy jiitu waaye dakkaluñ ko li mesures yi ñu jëloon yi njëkk jël vraiment c'était d'abord sur le transport de personnes seetlu nga ni dañu dakkal la rotation Dakar-Ziguinchor donc parce que risque la woon et d'ailleurs jour bi ñu leen di notifier décision bi ñu ngi ko jot Ziguinchor ay 14h10 fekk na benn bateau bi dem na en mer à 13h. Et dans ce bateau là on nous avait signalé un cas suspect donc gis nga ak tiitaange bi ci newoon parce que bateau boobu équipage ak ñi nekkoon ci comme passager boo ko additionné on était à 330 personnes donc gis nga le niveau de risque. pour ay bateaux yoo xam ne on peut rester confiné au moins 10 heures ou 12 heures de temps. moo tax ñu jël dama ciy profiter quoi pour jéggal loolu itam ñu jël décision boobu dakkal liaison boobu. dakkal itam aujourd'hui la rotation Dakar Gorée nga xam ne seuls les insulaires peuvent vraiment faire ce voyage là. Maintenant ci ni nga koy wax ci wàllu économie bi acteurs yëpp dañuy impliqué wu notamment muy pêche industrielle bi muy pêche artisanale bi au niveau du port de Dakar. pour vraiment jël ay dispositions yu am solo am na par exemple décision bu ma jëloon mooy que ni am na bateau yu bëri yoo xam ne ay bateau étranger la yoo xam ne amuñu pavillon sénégalais ba pare dañuy napp ci ay réewu étranger bi ñu réunion dama dakkaloon te ñooñu seen port d'attache maanaam Dakar la ñuy débarquer souvent exportation yooyu ngay wax ak consommation bi fii li ci ëpp ñooñ ñoo koy alimenter ñu dakkaloon loolu mais après bi ñu réunion xool justement l'impact économique dañ ci indi tuuti ay aménagement parce que effectivement bu ñu la expliquer ne que bateau yi en moyenne danañ def weer ci géej donc ñooñu bu ñu demee géej te yóbbaale wu ñu jàngoro bi les risques sont vraiment très très minimes parce que weer la ñu fay def on a largement le temps de savoir ndax voilà y a un problème ou pas donc ñooñu par contre dañu ko tey dañuy c'est un peu strict maanaam amatuñu droit bu ñu ñëwee débarquer seeni marin parce que souvent dañu daan débarquer marin ñu dugg ci tekki bi amatuñu droit boobu mais amatuñu aussi droit embarquer en tout cas ku débarquer dootoo embarquer parce que li ñuy bañ mooy équipage boobu nga wàll leen parce que ñoom dañu dem géej et ils sont pas un point de risque donc loolu yëpp dañu ko réglementer dakkal ko ci wàllu économie bi tey maa ngi leen doon wax ne dama seetaan benn réew en France boo xam ne c'est une ville de pêche boo xam ne pêcheurs yi seen bopp ñoo xëy bis ne dañu dakkal seen liggéey pourquoi parce que ils avaient plusieurs centaines de tonnes yoo xam ne dañ ko napp muy ñëw te amuñu kuñ ko jaay donc au-delà même de lii xew fii mooy jaay bi mooy peut-être njaay bi mais aujourd'hui boo seetloo luy transport de marchandises ak yooyu importation exportation dakkaluñ ci dara mais dañ ko
réglementé de façon stricte pour justement surveiller les éléments de risque yi nga xam ne mën nañ ci am par rapport à justement jàngoro ji. waaw ñu dem Mbour monsieur le ministre mu nga jël sa casque ñu dem Mbour dem fekki fa Alioune Kane mooy suñu correspondant foofu ci Mbour Mbour ku wax pêche wax lu bëri foofu Alioune Kane yan matuwaay lañ jël foofu ñu ngi lay nuyu d'abord yan matuwaay lañ jël foofu ca Mbour ci quai de pêche yi par rapport au coronavirus. Alassane ñu ngi lay fay di nuyu say invité muy ministre de la pêche ak monsieur Sall fii ci diwaanu Mbour ci wàllu quai bi surtout ci wàllu quai de pêche bu nekk ci commune bu Mbour matuwaay bi ñuy jël bi ëpp solo fii nii muy ne dañ koy tëj maanaam 3 jours sur 7 lay ubbi. maanaam yeneen jours yi dañ koy tëj comme ni ñuy tëjee marché central bu Mbour parce que xam nga quai bi ak marché central bi daanaka benn la ñoo nekkandoo ci benn bërëb loolu nag dañ ko def ngir mën a désinfecter quai bi parce que soo fàttalikoo keroog sax médecin chef district sanitaire bu Mbour fàttali wax na ko muy ne soo feebar bi fi mu bàyyeekoo ci Chine ci benn bërëbu jaayukaayu ressource halieutique la foofu la maanaam feebar bi jóge mu ne moo taxoon sax ci ndaje bi nga xamante ni préfet amoon na ko ak autorité locale yi waxoon na leen foog ñu jël ay mesures yu am doole ci wàllu quai bi ngir daal mën a fagaru ci feebar bi nga xamante ne mooy coronavirus parce que xam nga ne quai bi dafay ay nit yu bare secteur d'activité la boo xamante ne bés bu set nit ñi dañ fay bëri daal moo tax nag autorité yi mujjantal ga ñu jël mesure bi nga xamante ne mooy tëj marché bi 3 jours sur 7 mais nag Alassane lii dafa am ay conséquences yi nga xamante ne jur na ko ci diwaanu Mbour parce que Mbour comme sànq rek li nga wax balaa nga may jël secteur d'activité bu fi gën a dominer mooy la pêche te conséquence bi ci ñi muy njëkk a dal mooy pêcheurs yi nga xamante ne ñoom chaque jour dañuy dund au jour le jour maanaam am na ay type de pêche yi nga xamante ne dañ koy def mooy dem rek napp jën indi jaay noonu lañ doon def wute naa ak ñi nga xamante ne dañ fa doon yàgg tuuti ci géej gi maanaam ñiy dem maare ak yooyu te ñi nga xamante ne dañuy dem rek napp ñëw ñoom it dafa am ñoo xamante ne dañoo sukkandiku ci ñoom ngir dund muy comme mareyeurs yi ñoom dañuy jënd ci ñoom jën ñi nga xamante ne tamit mooy consommateurs yi rek ordinaire ñi nga xamante ne tamit ñoom ñoo nekk tout autour de cette activité là mooy ñi nga xamante ne dañuy jël jën bi di ko jaayaat fii et cetera mu paralyser quand même démb bi mu fa doxantoo parce que démb ubbi na woon wax nañ ma expliquer nañ ma conséquences yi nga xamante ne ñoom dañ ko am ci wàllu woowu mais beneen affaire boo xamante ne tam mën nañ ko ci wax mooy ci jamono ji jën en tout cas fii ci Mbour liñ ma wax mooy maanaam donte bëriwul mais prix bi wàccul plutôt prix bi yéegul dafa wàcc maanaam liñ doon jaayee par exemple fukki dërëm presque ay ñetti dërëm léegi lañ koy jaayee loolu nag li koy expliquer mooy mareyeurs yi non plutôt pêcheurs yi suñ demee géej ñëw dañuy xam ne jën bi mënut fanaan parce que amuñu glace parce que ñi doon jaay glace foofu comme que léegi mesure yi dafa ñëw mënuñ ne tey dañuy ñëw suba dañuy bañ a ñëw et cetera dafa perturber chaîne de production bi wala chaîne d'activité bi ba nga xamante ne même ñi nga xamante ne sax dañuy natt jën ñoom dañuy jékki-jékki rek ñëw indi jën su bëri na bëriwul ñu fexe rek jaay ko consommateurs yi ngir daal ñu mucc daal parce que mareyeurs yi ñoom noonu nee nañ ñoom du ñu jëndati parce que marché bi ak quai bi ñoom ñoo lëkkaloo te marché bi tëj na donc ñoom mënatuñu continuer di liggéey muy li nga xamante ne ñoom it expliquer nañ ma ko un peu te wax nga ko it ci wàllu conséquences yi xam nga Mbour secteur pêche lu fi am doole la ba tax na économie bi dafa wàññeeku maanaam activités yi emploi yi nga xamante ne da koy générer wàññeeku na bu baax a baax même au-delà de ça sax xam nga Mbour li mu représenté ci wàllu pêche beneen gox représenté wu ko ci Sénégal déjà région de Thiès moom moo ëpp doole ci wàllu li ñuy débarquer
sur le plan national sax économie nationale dana ko ressentir mais loolu xam naa peut-être ministre bi dana ñëwaat de façon globale ci wàllu woowu. pour ma jeexal rek ci wàllu Joal parce que Mbour aussi c'est Joal maanaam département bi Mbour Joal aussi bokk na ci wax naa sax démb monsieur le maire Boucar Diouf ma laaj ko ñoom it naka la ñuy tëralee seen mbir mais mu ne ma même stratégie bi de riposte de prévention la ñu adopté au niveau de Joal parce que dañuy tëj ñoom it seen marché bi kër yi comme ni koy Mbour di tëjee 3 jours daal lay ubbi yeneen 4 jours yi ñu daal di koy tëj ngir daal permettre service d'hygiène ak ñi nga xamante ne dañuy def liggéeyu set setal ak yooyu ñu daal di maanaam setal ko pour endiguer cette pandémie peut-être pour terminer mais suñu tëjee marché bi loolu moom dañ ko seetlu ci terrain bi ñu tëj marché bi ñu tëj tamit quai bi beneen conséquence bu muy indi mooy nit ñi surtout pour le marché dañuy jékki-jékki rek suñu ko ubbee rek gars yi ni ñu fay ñëwee da ngay yaakaar ne lii du maanaam su fekkonte ne 1000 personnes la dana am 3000 personnes voilà day gën a bëri ay nit loolu ñun sax ñu ngi jéem a xool nu ñuy wax ak préfet pour laaj ko yeneen mesure la jël ci wàllu woo parce que li ñuy bañ mooy nit ñi di dajalu mais dañoo seetlu ne puisque gars yi dañoo tëj marché bi par 4 jours lañ koy tëj 3 jours lañ ko ubbi quai de pêche bi pareil suñ ko ubbee day bëri nit alazan ba mara day taal doo comprendre sax te loolu ci centre ville bi la nekkee ci côté ville bi la nekkee loolu it mu nekkoon li nga xamante ne mën nañ poser le problème par rapport à kii bi nit ñi tëjee quai de pêche bi ak marché bi pour xool peut-être le ministre su fekkee am na ay leeral li mu war a indi ci wàllu woowu alsa jërëjëf Aliou Kane daañu ñëwaat ci ministre bi dina tontu ci laaj yooyu yëpp xamante ne maanaam bu ñu tijjee marché bi ni ñuy bëree foofu yan système la ñuy jël pour bañ a am ay rassemblement foofu waaye balaa ñuy ñëwaat ci ministre bi Alpha virus bi xamul frontière da gis nañu pêche bi ñu nekk pêcheurs yi dañu jógee Dakar yenn saa dem ba Guinée Bissau dem ba Guinée Conakry ñeneen ñi dem ba Espagne dañu ñëw te Espagne foyer la est-ce que aujourd'hui virus bi mun nañ jaar ci ñooñu dugg ci réew mi yan matuwaay la ñuy war a jël ci loolu parce que système de santé sécurité sanitaire ci yeneen dëkk yu nekk yu wër Sénégal nuruwul ak Sénégal xëy na Sénégal moom plateau bi xamante ne xëy na am na institut Pasteur bi liggéey loolu yooyu amu ci dëkk yu wër Sénégal est-ce que mën nañu tiit ci loolu. waaw loolu matukaay yi ñu si jël yu différent la yu bare la bi si jiitu mooy tey xam nga ni frontière yu Sénégal yi ñoo ngi koy surveiller. moo tax tey ñu mën ni tey bu nit ñëwee fi ñu ko jàppee nit ki bërëb sàngam la am donc kooku y a un travail boo xam ne bu ñu def parce que comme li ma doon wax loolu lu multisectoriel la. mën ngaa jël sa gaal dem. waaw Guinée Bissau dem Guinée Conakry. waaw xam nga sànq ministre bi neen la ñoo ngi surveiller frontière maritime yi itam. dañ ko tëj voilà et que de ce point de vue là nit ñi bu ñuy dem ak a ñëw même bu ñu tëjee xam nga nit ñi ñoom léegi-léegi dem ak a ñëw. day am surveillance itam daf si am. loolu mooy jumtukaay bi si njëkk waaye ñaareel ba xam nga sànq dama la wax ne institut Pasteur dafa lëkkaloo ak yeneen dëkk yi tey ñun ñu bari si yeneen dëkk yooyu dañuy échanger information parce que li waral loolu mooy bu amee koo xam ne ki dafa feebar wala lu fa xew ñun ñu mën ko yëg fii pour ñun aussi prendre en compte ce genre de information pour dispositif bi moo tax dem beeg ñëw bi bien que am na frontières yi le fait ñu tëj ko wàññi na si lu bare le fait aussi ñuy une enquête suivie comme ñu lay wax contact bu ñëwee loolu aussi lu koy aar la ñetteel bi mooy tey Gambie dëkk yi ñu wër yëpp ñoo ngi en échange ak ñoom ñu xam nañu lu fa xew ñenn ñi il arrive de temps en temps sax ñu jàppal leen si liggéey parce que bu aarawoo foofu rek dina aaru si ñun moo tax day am stratégie boo xam ni ñoo koy def au niveau national mais day am stratégie boo xam ne day concerté ak yeneen dëkk yi pour éviter problème dafa jógee di ñëw fii. xam nga si Ebola bi léegi ngeen lu bari ci avec Guinée Conakry am na échange d'information échange même peut-être de test de prélèvement bu ñu tëjee frontières yi ndax ngeen amee prélèvement yu jógee ci dëkk yi pour mu ko test bi. waaw c'est-à-dire que Ebola bi mu amee ñun dañu jël benn labo yóbbu foofu Guinée Institut Pasteur mooy laboratoire bi fa njëkk yegg si jóge bitim réew ñu dénk ko Conakry fa la centre de traitement bi njëkk am fa la amoon moo tax information boo xam ne bi contenu des échanges yi am diggante waa Guinée ak Sénégal suñu équipe bi fa nekkoon bu ñu yëgee lu demee noonu dañuy échanger fii boole si dafa amoon une stratégie bu ñu teg entre frontières yi pour dire ku jóge fii contact bi yëpp yi am fii yéen ñi nekk zone frontalière da leen di wax tur ñi nga xam ne ñoo ngi leen di suivre fii boo leen déggee tur nangam ñu traverser frontière na nga leen téye stratégie boobu dafa exister tey ci litu corona aussi il y a une discussion qu'il y a entre les pays pour éviter
que nit jóge benn dëkk dem feneen parce que ni mu mën a jóge fii dem beneen dëkk noonu la mën a jóge benn dëkk ñëw feneen moo tax stratégie boobu dafa am prélèvement yi donc duñu leen yóndee fii de temps en temps am ay nit yoo xam ni dafa am ay caractérisation yu ñu war a def parce que virus bi li am solo moo ñu xool est-ce que nekkul di évoluer loolu aussi Institut Pasteur da koy def pour xam li nekk ci Sénégal fan la jógee loolu dafa bokk ci moyens yi ñu def pour investigation mais li ci ëpp dëkk bu nekk fi mu nekk jamono ji yaay testé sa kiiw sa prélèvement bopp. monsieur le ministre conséquence tëju marché yi Aliou Kane expliqué na ko ci Mbour. maanaam bu ñu ko tëjee 2 jours sur 7 bu ñu ko ubbee nit ñi dañuy ruyee ci marché yi pour teel a jënd li nga xamante ne mooy approvisionnement jënd ay jën jëm ko denc parce que ñu bëri dañ koy feebar bi xamuñu kan lay jeex na ñaa ngi def approvisionnement est-ce que système amul bi ngeen mën a mettre en place ci marché yooyu pour éviter justement bu yooyu amee nit ñi bëri foofu. waaw xam nga loolu day wane difficulté mesure boo mënti jël rek par rapport ak justement réaction population bi par rapport ak seen i soxla foofu autorité administrative jël na pour appliquer justement l'interdiction des regroupements ak itam cet gi ci war a ne dañ koy tëj ñeenti fan yeneen pàcc boo jëlee marché central au poisson bi ma la wax boo xam ne moo ëpp nit bi muy jël ñoom du ñu chaque jour en fait la ñuy tëj à 14 heures donc ci diggante boobu dañuy réguler ba pare teg fa ay conditions draconiennes d'hygiène 14 heures bu ñu koy ñoom dañuy pomper marché bi et cetera donc dañuy war a seetaat parce que tey man samay service waaye dañ ma waroon xaymal tous les impacts économiques tey danañ ma ko jox parce que war nañu au niveau du gouvernement en tout cas jéem a dajale yooyu yëpp pour xool justement au besoin yan mesures la ñuy jël donc danañ ko analyser c'est-à-dire que loolu def nañ ko pratiquer nañ ko danañ ko analyser parce que saafara warul jur jàngoro. mooy li nga nettali noonu. maanaam rush bi muy am. te seetlu nga ni rush boobu aujourd'hui partout dans les pays fu mu am rek. nit ñi bu ñu ubbee benn grande surface à l'eau day am rush. il faut que mu am discipline boo xam ne dañuy réglementer entrée yi par des vagues successives. am nañu xalaat est-ce que ministère ba pare di jéem a appliquer distanciation bi war. mais xam nga ci loolu mën nga ko def dans un espace organisé. boo xam ne place yi dañ leen distancier ñu organiser mais ci ab tefes. parce que on parle de tefes jafe na nga ne par exemple da ngay imposer une distanciation de 1 mètre 50 teg ay marques et cetera mais yooyu yëpp il faut ñu réfléchir. est-ce que mën na xalaat créer ay kiosque à poisson dans les quartiers xam nga ci quartier yi ku bëgg a jënd jën am nga benn bërëb xam nga kiosque la genre poissonnerie bu ndaw nga dem jëndi foofu. waaw mais xam nga yooyu yëpp tey par exemple je veux dire gis nga mesures yi ma la doon jox sànq. ci ñiy nappi géej te ñu tegoon leen ay conditions yu métti mais en réalité ñooñu quasiment 80% suñu consommation ñooñu ñoo ko indi. muy jaar port de Dakar. donc il faut ñu relativiser aussi mbir yi c'est important maintenant Mbour ak yeneen bërëb yi tefes yi ni ñu bindoo la moo tax dama ne woon il faut benn attention particulière ci tefes yooyu ak ci yenn marché yi xool nan lañ ciy indee saafara kooku nag j'avoue que man personnellement bëgg naa dem visiter ji delluwaat demaat fa mais delluwaat ci tefes bu xool ak peut-être autorité administrative yi nan la ñu mën a peut-être pas tëj 4 jours. mais peut-être am ay heures précises dans la journée nga xam ne du ñu créer justement concentration boobu ak rush bi nga xam ne bu ñu ko ubbee il faut nit ñi dañu ñëwandoo ñëpp ay dawandoo ñëw en fait en se disant que j'ai 1 heure ou 2 heures et c'est ça loolu mooy risque bi mais sinon sànq bi ngay waxi frontières yooyu loolu dakkal nañ ko. c'est-à-dire que un navire nee naa la ñi doon dem ci yeneen dëkk yi dafa nappi di ñëw. dafa am ay restrictions yu sévères yu ñu leen teg yoo xam ne léegi risque boobu dañ maîtriser nañ ko bu ma jëlee par exemple Mauritanie xam nga Mauritanie ci suñuy accord pêcheurs yi dañu am obligation de débarquement de 6% foofu. mais bi ma woowee sama naataango dañu d'accord ni Sénégal yi nga xam ne actuellement ñu ngi Mauritanie pour pàcc boobu ñoom ñooy décider bu leen tukkee ñu des fa ba ci kanam ba jëmmi jamono bu ñu ñibbisee nag duñu mën a dellu si. parce que loolu dañ koy dakkal. obligation boobu dañ koy dakkal ba jëmmi jamono justement pour éviter mooy li nga wax sànq. parce que bëgguñu ku nappi nga débarquer saa nga am un contact ak kii moo tax ñu tere lépp luy li ñuy wax ay transbordement en mer. ñu tere leen lépp luy jël nit sauf vraiment en cas d'extrême urgence nécessité parce que parfois on nous avait dit que am na ay pirogues yu daan parfois indaale ay nit yooyu yëpp mu nekk ay points de risque. donc loolu lépp tey ñu ngi koy surveiller ba pare ñu tere ko. donc nit mënu fi jóge par exemple dem Guinée bi de façon ñiy nappi Guinée Bissau ak yooyu
jàpp leen ni seen port d'attache même bu dee pavillon étranger la ñu yor te licence Guinée-Bissau la ñu yor. seen port d'attache mooy Dakar parce que fële yoruñu port boo xam ne permettre na leen port de pêche pour ñu débarquer. donc am na ñu xamoon dañu yore ay pirogue artisanale xam nga ñoom dañuy bërëx poxandalu. mais les mën a jaar ci yenn point xam ne mu leen gis parce que. mën nañ surveiller frontière maritime bi yëpp parce que Sénégal am na moyen surveiller toute la frontière maritime bateau bu. gis attention nous sommes. damay laajte nous sommes beaucoup avancés. am ngeen loolu xam pirogue bu mu jógee parce que am na waa Guet Ndar yu jógee Guet Ndar yenn saa dem ba Espagne. temps yii lay passé suñu correspondant bi nekk Saint-Louis généralement ñiy def loolu. mooy am na ñu jógee Espagne sax dugg ci gaal yi dañuy bis ak Guet Ndar. généralement ñiy def loolu mooy ñiy def un peu yaa ngi génn pêche. waaw. mooy le truc clandestin. am na l'immigration clandestine. waaw loo gis nag moom dana am ñoo xam ne danañ jéem a porox ndollu ci loo xam ne du yoon du dëgg. kooku c'est pas tellement la pêche ñiy def loolu mooy généralement ñi nga xam ne dañoo bëgg def immigration clandestine waaye jàpp naa ne tey amul doomu Sénégal boo xam ne. da ngay jóg jël gaal naan yaa ngi dem Espagne ak la fa xew. nga am na ñu tiit Espagne de bëgg a jël gaal di ñëwaat Sénégal. waaw loolu nag la marine est là suñu système de surveillance de nos côtes et de notre espace maritime ñu ngi fi. jaruñoo xeeb parce que liggéey bi ñuy def macha allah bu ma indaale woon statistiques yi ñi ñuy arraisonné par jour. di nga xam ne seen liggéey ñu ngi koy def. waaw am na benn préoccupation bi population bi nekk ci l'intérieur du pays xam nga ci tefes yi Mbuur ak yooyu lañ jëlee jën. dugal ko ci ay camions. frigo mooy mareyeur yóbbu ko ci région yi. pour jaay jën te am na suñu maam yi ak suñu sœurs yi ñoo jënd jën di ko jaayaat. ñooñu situation bu ñu nekk nii circulation diggante région amatul. mareyeurs yi xam nga c'est sauf situation boobu naka lañ mën a gérer. sauf l'activité économique mareyeurs yi ñu ngi jël jën di ko yóbbu d'ailleurs may ñaan autorité ñu xoolaat loolu parce que am na ñu ma remonté. que bu ñu yabee jën bi yóbbu amuñu problème waaye bu ñu ñibbisi avec leur camion vide. souvent dafa am ñu leen di gaareloo. te loolu problème la maanaam mareyeur bi jël marché au poisson wala ci benn au port Dakar jën yóbbu ko Tamba kooku war naa mën a ñibbisi donc loolu maa ngi ciy attirer tuuti attention ci autorités yi parce que ñoom. mais est-ce que liggéey vétérinaire bi ñu war a def ci saytu jën yi bu baax am na parce que am nay région pratiquement vétérinaire amatu fa parce que c'est un corps bi nga xamante ne xëy na bareetul ñuy former ñu génn ci def liggéey vétérinaire. J'aurais du mal à parler des vétérinaires, mais je sais que. Mais contrôle ci jën bi la. Si, les contrôles se font. Les services de véto ñu ngi ci réew mi ça il faut pas. mais bareetuñu ça c'est je l'ai pas vérifié mais man gëwuma ni problème boobu am nañ ko fi ñu toll nii. mais jàppal ni circuit jën c'est très surveillé traçabilité bi c'est très surveillé le mareyeur aussi est un professionnel moo tax boo seetloo mareyeur yi tey état ngi leen di accompagner ñuy moderniser sax. seeni jumtukaay il y a même pas un mois la leen président jëbal 65 camions frigorifiques yu bees. donc loolu nit ñaa ngi ils sont professionnels de ce point de vue te je te dis c'est les premiers qui se sont levés ñu ne ils vont faire tous les marchés et tous les quais de pêche ak yooyu parce que ñoom ñoo leen di fournir. ñoo jël seeni moyens seeni essence taal seeni oto wër foofu les premiers à avoir nettoyé à Saint-Louis à Jifeer à Mbour ak yooyu ce sont les mareyeurs qui l'ont organisé avec leurs propres moyens donc pour te dire que ñooñu ils sont très conscientisés et très impliqués ci loolu ñuy def noonu kon côté boobu man sama du foofu mooy sama tiitange bi rek mooy ci ndajaloo bi maanaam fu ñu nekk foule gi ñuy créer instinctivement sans s'en rendre compte te marché malheureusement gis nga ni mu tëddoo ba léegi marché yi point de risque la. mais est-ce que war nga yokk justement sensibilisation ci marché yi gën a wàccaat wax. mais dama lay jox exemple de sànq da ngay woote sama casquette maire. man gis naa sama quelques jeunes de ma commune. yu foogoon ni c'est une porte d'entrée ñu ne maire bi commerçant yi ak ambulants yi ñoo ko gën a yitteel que askan bi muy jiite. parce que ñooñu laa njëkk woo ne leen vous êtes des points d'entrée et des points de risque. sensibiliser leen. symboliquement jox leen ay jumtukaay. pour ne leen yéen allez porter dans vos différents marchés la communication qu'il faut xam ne vous êtes un point de risque ma sensibiliser sur le fait que ni bu liggéey boobu bu ngeen ko defal ba nit ñi topp leen bëgguma ñu yegg foo xam ne ñun dañu am obligation tëj seeni marché parce que bu dee santé askan bi laaj na ko danañ ko def donc c'est pour dire que côté boobu sensibilisation boobu nga wax. tey boo demee ay rond-point Sandaga yooyu di nga gis ñu fa nekk nit ñi di am y a des instructeurs pour ñu raxasu jël ay gel et cetera la discussion est là muy samay équipe ñu ngi koy doon def waa UCG mais ma leen di sant au passage
parce que dañu fa yónnee ay ndaw. ñuy def même liggéey bi c'est-à-dire y a une conjonction d'effort boo xam ne tey. mën nañ ci am yaakaar ba pare nag léegi appeler. woo vraiment ci la conscience citoyenne xam ne affaire bi du feeling. du loo xam ne mën nañ ko def wala ñàkk ko def. lu ñu war a def pour aar suñu bopp aar suñu bakkan aar suñu njaboot. parce que yow sax bu dee da nga naan man sama àdduna jaraluma yenn yi waaye xalaatal sa njaboot. parce que loolu am na ku ko wax te ma koy rafetlu nee na virus bi doxul. ñun ñoo koy yóbbaale. loolu wóor na. ñoo koy yóbbu ñoo koy gàddu di ko yóbbu fu mu dugg ñoo ko fa yóbbu. kon loolu conscience boobu bu ñu ko amee te xam ne ñun ñooy dem ci biti régler li ñuy régler ba pare di dellu suñu biir njaboot. te amuñu lu ñu gën a yitteel ko suñu njaboot. ku ci ne war ngaa bàyyi sa xel le maximum li ngay def. pour que vraiment ñu aar te jàpp naa ni peut-être le scientifique peut nous le confirmer bu ñu defoon. ñun ñëpp ensemble. ci période boo xam ne ñoom mën nañ ko définir les sacrifices day metti parce que ñu ngi wax waxee impact économique. mais impact économique ce sera moins lourd. sur une période de 15 jours 3 semaines que sur une période de 6 mois. absolument te am na foo xam ne bu ñu fa tolloon nit ñi ay weer la ñuy wax waxatuñu semaine. gis ngeen ay dëkk yoo xam ne ñoo ñu ëpp doole. ci wàllu koom-koom. tey nan la virus bi lambaajee réew yooyu complètement te ñooñu ñoo doon ay références ci la France référence la ci wàllu système de santé. ak couverture sociale ci àdduna gi. te gis ngeen tey ni ko yëf yi di bëgg a ëpp loxo te ñun Sénégal kon loolu war nañoo yee ñu def suñu kéemtulaay kàttan. pour que vraiment chaque jeune chaque homme chaque femme ci réew mi nekk un communicant ba pare nekk quelqu'un boo xam ne yitteem mooy nan lay aaree ki ma nekkal nan lay aaree sama njaboot. docteur am na ñu xalaat confinement total def nañ ko France est-ce que confinement total mën nañ ko def suñu réew yi compte tenu de réalité culturelle sociale et même économique. waaw confinement li am solo lu nit ñi war a xam. mooy tey experts yëpp dañuy waxtaan seen biir ci wàllu confinement parce que dafa di mesure boo xam ne balaa kaa nit di jël da nga war a seet bu baax fan nga toll ak lan mooy njëriñ bi. tey am na ay dëkk yoo xam ne dugg nañ ci confinement mais xamatuñu nu ñu ciy génnee parce que mënoo yeewu suba bu kaa yi bare activité économique bi écroulé mu amay jafe-jafe nga da ngay ubbi fekk feebar bi wër na dëkk bi. donc loolu ay mesures yoo xam ne balaa nga koy jël da ngay assurer et puis da ngay xool li dëppook sa réalité dëkk. si jamono ji loolu c'est une décision politique qu'il faut prendre boo xam ne bii régulièrement ñoo ngi ci waxtaan di évaluer situation bi. ñu mën a wax rek mooy écoute bi nu am experts yi écoute bi leen di. note bi leen gouvernement yi jox ak autorités yi dafa am na solo trop. moo tax scénario yëpp bi Sénégal mën a dugg actuellement ni ñoo ngi ciy liggéey. mais lu jot rek nañ ko def. balaa parce que li ñuy jéem mooy balaa ñuy yegg foo xam ne fi confinement rek moo koy régler mënoon am ay yoon yu ñu jaar yoo xam ne bu ko nit ñi toppee xëy na du mat ñu yegg foofu. mais waruñu ko exclure. tey boo xoolee zone bu mel la Touba ay fan a ngi nii déggoo ñu ne la am na cas bu bees Touba jumtukaay ak mesures yi ñu jël. ak la fa décision ya fa kilifa diine gouvernement def moo tax situation bi pour l'instant foofu calme déggaguñu fa dara. mais ña fa newoon feebar yëpp bu ñu leen suivre ba ñu génn noonu mën nga ko toppee fépp fu problème am xam nga sànq wax nga fi benn cas Médina boo xam ne ña fa nekk ñëpp bu leen suivre woon topp leen ba foofu aaru nànk-nànk dëkk yi nga xam ne dañu génn ci loolu moom la ñu def te am na ay dëkk yoo xam ne am nañu problème yu rëy te dugguñu confinement total. génn nañ surtout defuñu confinement total. moo tax confinement ku nekk day xool sa réalité famille dëkk yi nga xam ne famille du passé ñett ñeenti juróomi personne xëy na ñoom confinement kër mën a gën a yomb mais Sénégal may dëkk yoo xam ni di nga dégg fanweeri ñoo dëkk ci biir kër gi di nga dégg kër yoo xam ne ku nekk day yeewu suba wuti lu mu lekk. yooyu condition yooyu balaa ngay dugg ci wàllu confinement da nga koy réfléchir bu baax moo tax ma bëgg rek ci wax jooju dañ ci war di dal te xam ni experts yaa ngi ci waxtaan ak autorités yi. ñoo ngi seet lan mooy possibilité parce que ni ko ministre doon wax sànq mesure boo jël day am loo xam ni da koy yàq. am loo xam ni da koy defar. mais ci mesure yi nga dégg yëpp li ñu prioriser li ñu da nga xam ni moom la ñu gën a faral mooy loo xam ne day aar askan feebar bi gën a yem fii bañ a sore ci law bi. loolu mooy li mu mën a wax ci wàllu confinement mais ni ñaa ngi koy liggéey ni ñaa ngi koy xool. pour xool yan mesure la nit ñi war a jël balaa ñu yegg foofu parce que mën nañu am ay mesures yoo xam ni xëy na duñ fa yegg te dina efficace. yan genre mesure lay doon loolu. mooy mesures yi fi nekk nii rek tey xam nga tey bu ñëpp jàppee ni booy dem fenn nga bañ a am nga am distanciation mooy boo nekkee foo xam nit am na ko sax yow feebar bi du la yegg si
mais bu dee mesure boobu yow wax nañ la ko te jëfeewoo ko di nga indi loraange pour yow ak sa jaboot. ñaareel ba bu ñu nee dafa am ay surface yu muy nekk yéen a ngi nekk ci marché yi fépp foo nekk war fa mun dajaloo ne nit ñi di raxas seen loxo. di set boo xam ne bi da nga yëg sa yaram nga avertir ñu ñëw prélever la isoler la mesure yooyu yëpp bu ko nit ñi jëlee mën na yàlla mën na si def jàmm ba mu gën a ba mu war a bañ a law. moo tax ma ni lii dal li nga dégg yeneen dëkk yi du dafa war a dal Sénégal am na jumtukaay yoo xam ne bu ñu ko jëlee te am na ay dëkk yu ko def tey boo gisee dëkk bu mel ne Corée dëkk bu mel ne Singapour Chine demoon nañu ba dëkk bi ñoo sutoon si àdduna ci ay problème ci wàll woowu mais tey seen épidémie dañ ko maîtriser. parce que nit ñi dañu topp li leen wax bu ñu leen ne doo leen génn ngeen tëju loolu waroon ko def mais lu nekk ak fa mu toll xam nga boo xoolee Corée dafa am ay rassemblement religieux moo tax ñu yeewu benn suba am ay 700 cas ci benn semaine. mais ñooñu bi ñu si jëlee jumtukaay loolu wàññeeku na ba tey Corée kaa ñu gën di wàññi di dem moo tax ma ni du fatalité bu nit ñi yaakaar ni rek parce que dañu toll fii dana mën a law ba gaaw ba indi ay problème comme yi xam ne. xam nga différence dëkk yi ak suñu réew yi mooy dëkk yi dafa am ay leadership bi nga xamante ne dafa fort te ensuite discipline lu am solo la ci loolu waaye Sénégal dañu am problème ak loolu ak discipline nit ñi dañu leen wax sax lu leen di aar ñu naan kenn mënu leen loolu neex la ñuy def yooyu est-ce que loolu du compliqué davantage xeex bu ñuy xeex maanaam feebar bi di law. waaw li nga wax dëgg la xanaa Sénégal des fois dina am indiscipline ci wàllu leadership vraiment ñu wax ni que kilifa diine yi ñuy jiite réew mi vraiment fi Sénégal le 2 mars la ñu def conseil présidentiel ñi ñu yaakaar ni am nañu xam-xam ci feebar bi ak ñi nga xam ne secteur nu war a touché moom nañu njëkk jël ay mesures ni nanu boobu amaguñu sax cas yàlla dafa def mu tombé bés boobu mu am premier cas boobu amaguñu cas ñoo ngi doon aar bi ñu demee ICM gis nañu quelques semaines ni indiwaat ay mesures ni nanu dakkal rassemblement yi tey dégg nga état d'urgence ça veut dire leadership boobu mi ngi fi organisation bi ñoo ngi koy def mais leadership li mu mën mooy ni lii na ngeen ko def wut ay jumtukaay pour nit ñi def ko li ëpp solo mooy nit ñi seen bopp jëfee ko moo tax indiscipline bi ngay wax émission yi mel nii am solo parce que dañuy yee nit ñi ni feebar mi ngi fii bés bu nekk ngeen dégg ne am na ay cas yu bees waaye bu nu nee nañu secteur nangam nit ñi bu leen génn kër gi loolu defuñu ko pour contraindre leen dañ ko def ngir aar waa kër googu ba pare aar ñi nu wër parce que am na fu muy yegg di nga dégg ay mort di nga dégg leneen bu fekkee nit ñi dégluwuñu loolu nag la leen di bañal. moo tax nit ñi war a dégg bu nu nee set bi dafa am solo bu ko kenn foowee na ngay raxas sa loxo parce que da nga koy yóbbu sa biir kër bu nu nee tey dañu tëj école yi dafa am lu ñu si jublu parce que école nit mën a fa dugg ay nit dafa am rassemblement et cetera et cetera moo tax li si ëpp solo comme ni ma wax rek jëfee bi. nit ñi ni ñu mën mooy wax li nga wax nag dëgg la Sénégal loolu dafa nekk jàngoro bu ñu waxee nit ñi dañuy def mais loolu bu ñu koy def ñoo ngi lor seen bopp di lor seen askan moo tax ku nekk rek wala am conscience ni xeex bi du xeexu Alassane du xeexu monsieur le ministre du xeexu Amadou Sall xeexu ñëpp la ku nekk ca wàll ba tuuti loo bul xeeb la ngay def parce que dana la aar dana aar sa njaboot mais dana aar ñeneen ñi que buñ la nee doxaleel nii nga doxal topp loolu parce que loolooy tax ñëpp aaru et que feebar bi mën a génn réew mi loolu dama bëgg nit ñi xam ni du loo xam ni dafa nit ñi waruñu ko yaakaar ni mënul nekk mën na nekk tey am na ay dëkk yoo xam ni ñu ngi si génn bu baax seen cas yokkuwul loolu mën naa am na ay dëkk yoo xam ne nag ñàkk dégg nit ñi wala ñàkk organisation moo tax tey la fa feebar bi def dafa jéggi dayo économie bi doxatul nit ñaa ngi dee et que test yi dematul y a beaucoup de problèmes yu fa am. te yooyu dafa nekk dëkk yoo xam ne moom la nit ñi gënoon yaakaar ci àdduna. seen système de santé dafa écroulé. ñun nag foofu la ni bañ yegg moo tax mesure yëpp ñu jël ko moo tax nit ñi askan bi war a dimbale seen bopp dimbale ñëpp pour di jëfee mesures yi ñu indi. monsieur le ministre bu ñu gisee image yi jógee Italie ça fait froid dans le dos bu ñu gisee cercueil yi nu ñu baree dem nañu benn moment mëntuñ sax xëy na suul. ñenn ñi den di incinérer. loolu dafa mel ni sénégalais yi dafay pour ñoom affaire bi fare lay xewul si ñoom am na ñu nekk ba léegi ci réew mi gëmuñu ko feebar bi am na mesure bu ñuy wax lañ jël ñu ko jël lu ñu neex la ñuy doxee lu neex fa la ñuy jëfee yan levier la ñuy war a jël pour nit ñi comprendre que vraiment feebar bi lu mun a lawaate la lu reyaate la et puis lu caaxaan. déjà xam nga njiitu réew bi muy wax dafa ne nous sommes en guerre. loolu nag dafa diis. am na ñu xamante ñoom pour ñoom loolu du dara. mais kàddu gu mel noonu dafa diis. quand on est en guerre. ñu dul dëgg ñi nag. ñu xam duñu dëgg dara ñiy saboté dafa am en tout cas en situation de guerre réelle
lii dal seen kaw dafa metti donc il faut absolument nit ñi bu dee ñooñu ñu ngi encore ci réew mi ñu yeewu mbaa ñi leen wër yee leen parce que ils deviennent des dangers. may ñaan beneen mbir c'est que Sénégal li fi ëpp ay ndaw la professeur wax na ko sànq bu ñu tëjee école heureusement dakkal nañ ko du woon caagin xale yi jàpp ni dañoo nekk vacances. waxtu bu ne ñu dajaloo seen biir ci seen i quartier. bu duggee ci quartier yi ci yenn weer day mel na xale yi vacances la ñu. ñu ngi football partout. ñu ñaan borom kër yi parce que ndaw yooyu ñoo ëpp ci population yi. bu dee borom kër bu ne fexe nga ba téye say doom sa biir kër déjà lu bëri dana wàññeeku en termes de population ci mbedd mi kooku dañ koy ñaan avec insistance. vraiment ak nit ñi am fulla gi. parce que xale bi ngay bàyyi muy dem di fooyi li mu mën a indi sa biir kër yow àttanoo ko. parce que bu kër boobaa da ngay retourner wu auprès des autorités. mais wax ni itam un pays ñun on est fier d'être sénégalais. fii lañ koy manifester nag. parce que être sénégalais c'est comme un désir de vivre ensemble mooy que ni Alassane bu ko laajoon ma mën a risquer sama bakkan pour yow. loolu mooy une nation. kon tey nañu jàpp ni les comportements irresponsables dafa warul am ci réew mi. man waratoo dem ci ab marché. nga gis nit boo xam ne ab dërëm gi muy wut moo ko gënal aar askanam. mais problème bi c'est que monsieur le ministre am na xam ne jànguñu. comprendre ñu dara non dama ne. c'est-à-dire que ñoom duñu réew mi ñi jàngul bëriwul ñu tëx. Alassane réew mi. ñi jàngul bëriwul koo ne jàngul di nga ko fekk mu ubbi ay kiyam di lire ay xasaayid di jàng alxuraan kon kooku jàng na. te nag suñu borom li mu ñuy wax ci wàll yi dafa bëre. kon dama jàpp ni il faut ñu bàyyi laxisme bëri na ci réew mi. il faut ñu wàññi ko. nguur gi ci ñun la tàmbalee l'état c'est d'abord nous. ci ñun la nguur mu ngi tàmbalee ca na nga yore sa kër. na nga yore say doom na nga leen aaree et cetera. kon bu dee xale yi dematuñu école ñu dakkal loolu lépp ay sacrifice la ci réew mi. sacrifice yoo xam ne ñu ngi koy natt danañ xam après li muy jar. parce que ñu ngi waaj a prolonger sax vacances yi de 3 à 4 semaines encore. parce que feebar bi mu ngi commencé law. parce que bakkanu nit ñi moo ëpp solo loolu lépp. loolu lépp ñuy wuti. bakkanu nit ñi moo ko ëpp solo. jël jox nga exemple ay réew du ñu stigmatiser waaye ñooñu tey fa ñu toll dañu ñaan suñu borom mu jàppale leen. parce que à la rigueur humanité bi mooy dellu ginnaaw. parce que bu dee ba tey mënatoo. yow ngay borom kër. ñu woo la hôpital ne la sa mbokk sa doom wala sa jabar wala sa rakk bi fi newoon mu ngi sukuraat est-ce que doo ñëw nga ne ko du ma ñëw parce que am na ñu toll foofu. parce que du ma ñëw jël risque. ñaanuñ ko yàlla loolu. te loolu nag yàlla bay sa tool kilifa yi wax nañ démb man démb maa ngi doon déglu ay lu kilifa yi doon wax démb artu nañ ñu démb. nañu teguwaat ci loolu ba pare nag nañu fonk itam vraiment que dëkkandoo ak dëkkandoo dafa am. te bii moo ci gën a fort nag maanaam nga am comportement irresponsable bay lor say dëkkandoo parce que tey buñ ko la preuve yaa ngi joxe benn exemple Médina mais ñooñu foofu yëpp la ñu nar a quarantaine. xamoo yan situation sociale économique la leen fekk. kon loolu dafa am solo ñu insister ci communication bi ñu insister pour wax ni affaire bi te professionnels yi ñu ngi def seen liggéey médecins yi ñu ngi def seen liggéey te médecins yi aussi ay nit la ñu. amuñu 5000 médecins. 6000 médecins yu mën a nekk ci lii ay nit lañu ñii xam naa ni bi yi fi tàmbale ba léegi amuñu benn waxtu de repos. du dëgg. kon affaire bi warul gën a sore warul gën a yàgg. te loolu lenn rek moo koy faj c'est le comportement individuel de tout un citoyen ñun ñoo mën a dakkal propension virus bi parce que ñun ñoo koy yóbbu fu mu dem ñoo ko fa yóbbu bu fi virus bi jógee ñu ne cas importé la mu jógee fenn nga yóbbu ko ci beneen bërëb ci Sénégal bi. cas communautaire ñun ñoo ko yóbbu. du dëgg nit a ko yóbbu kon am na loo xam ne kenn du jóg nag naa dem feebari waaye bu la dalee wala balaa mu lay dal nga fagaru nga aar sa bopp aar sa njaboot man loolu laa wax tous les acteurs pour wax leen ni du ay décision xam nga bind décision ci kayit yomb na. application bi ci gannaaw ay nit la. du dëgg nañu tënku ci li scientifique yi wax ku ne li la yàlla may boo dul docteur na nga déglu li docteur di wax. parce que boo demee bu ñàngee ba ñàng dañ lay yenu doo mënal sa bopp dara teg la ci civière yóbbul la docteur boobu. balaa loolu di am nag nga déglu la docteur bi di wax. nan nit ñi xam ne lii c'est très sérieux impact yi yàlla baax na danañ ko évaluer après l'État
président de la République wax na ko sera toujours aux côtés de sa population. théorie yi may gis yëpp dans les réseaux là ku ci ne yaa ngi joxe sa xalaat wala say solution yooyu dañ ko war a dakkal aller à l'essentiel aujourd'hui pour xam ni daal ku ci ne na nga am humilité bu day ni bu dee man Alioune Ndoye lii laa mën naa xool loolu ma mën le maximum li ma mën a indi ci aide ci lutte bi ma indi ko ci la ma mën keneen ka la mu mën ma bàyyi ko wóolu suñu borom. est-ce que docteur difficulté gestion crise bi bokk ci état de pauvreté aussi de certaines populations xam nga sa loxo du defen gannaaw bu virus amee ñuy wax ay feebar ñoom bu ñu yeewu suba teel li ñuy jeegaani duggal seen biir la ñuy xalaat. waaw loolu dëgg la pauvreté ñaare foo ko gis lii si gën a metti mooy dafay laal wàll yu bare crise bu mel nii day commencer xëy na ci wàllu santé mais dana toucher économie dana toucher ku pauvre et cetera moo tax ci wàll boobu aussi am na benn côté social boo xam ni am na aujourd'hui ay ministères yu suy yëngatu am na ay ñoo xam ni buñ leen confiné dam na ay mesures sociales accompagnement yoo xam ni dañ koy def pour jàppal leen si ñooñu loolu moo tax xam nga situation population yu vulnérable yooyu moo tax booy wax lu mel ne confinement ak yooyu da nga ko war a bàyyi xel parce que loolu day indi problème koo xam ne kii bu yeewoo li muy lekk mi ngi ko yaakaar ci nit ñi ci mbedd mi war ko lijjanti kooku da nga ko war a aar ba ñu bañ a yegg foofu. moo tax mesure yooyu. boole ci taalibe yi. waaw moo tax taalibe yi tey da ngay gis am na ñu bari ñu mobiliser ñoo xam ne seen effort dañ ko def ci taalibe yi pour seen sécurité pour jàppal leen ci wàllu cet gi. ci wàllu woowu yëpp am na ay ONG ay citoyens sénégalais yoo xam ne ñoo ngi siy liggéey moo tax chaîne solidarité nit ñëpp ànd di yëkkateendoo dóorandoo ci foofu la am solo parce que tey bu ñu nee dafa am koo xam ne kii dafa feebar ci benn béréb bu ñëpp defee li ñu war a def feebar bi dana yem ci moom. wala bu laajee ay mesures sociales am na ñoo xam ne loolooy seen liggéey ñu jàppale leen si. moo tax couche vulnérable dëkk yi ngay wax ni dañu fa am problème ba mu jéggi dayoo jamono yi dañuy xool nu ñuy jàppalee couche vulnérable yi mais ni nga leen gën a mën a aaree mooy feebar ba ñu yegg boo xam ni fii ñoom amatuñu dara ginnaaw nguur bi wala ñu la mën a toppatoo fi mu nekk nii boo xoolee mesures yi nit ñi di jël tax na ñooñu doon dundee ñoo ngi ko ne di ko dundee mais ñoo ngi leen di jox information boo xam ne bii. bu nu defee noonu du ñu yegg foo xam ne fii dinañu gën a nekk vulnérable. mais est-ce que justement avant feebar di egg si ñoom yaakaar na mu ngi commencer chaîne de solidarité bi puisque ñoom déjà dañuy génn seen kër dem wuti te mënoon la wax daal lu loolu pour di toog loolu seen biir kër déjà ñu bañ a génn est-ce que moo war ñu commencer mesure de soutien social boobu. waaw moo tax ma la chaîne de solidarité bi fi mu nekk nii jamono ñi boo ko si lu ñu yëg ak lu ñu yëgul am na parce que feebar bi ku ñuy changé wul Sénégal ni mu war a def. c'est que xëy na dëkkoo Sénégal am na nag comme li ngay wax am na ñoo xam ni dégguñu ba tey moo tax ñuy def émission yu mel nii pour gën leen yee au jour d'aujourd'hui comme ni ma la wax y a des mesures d'accompagnement am na ñoo xam ne ñoo ngi si yëngatu ñoo ngi jàppale couche vulnérable yi ñu doon wax taalibe yi ñoo ngi jàpp ñi nga xam ni dañuy yeewu amuñu xëy te boo xoolee yooyu yëpp mi ngi ci plan bi nga xam ne bii dañ koy xalaat pour li ñuy wax plan de contingence danañu war a def ba ci wàllu faj yi ci wàllu aar nit ñi ci wàllu couche vulnérable ñu protéger leen yooyu yëpp mi ngi ci plan de contingence bi am na benn volet social ñoo ngi koy dérouler nii. xëy na war nañ ko mën a gën a yokk mais loolu ça fait partie des choses yi nga xam ne nit ñi yow ci dañ siy liggéey ma bëgg juste balaa may génn ci foofu wax ni itam mesure ñiy liggéey ci feebar bi ñu si bare dañu nekk ñoo xam ni ba feebar bi doore ba tey yendalu nu fanaan. médecins yi ak soignants yi personnel soignant bi yëpp. nga may ma rek ma remercier suñu équipe aussi Institut Pasteur parce que guddi ak bëccëg. lay prélèvement yi di ñëw. ma remercier leen bu baax parce que tey am na juróom fukki nit yoo xam ne ba corona doore ba tey si loolu rek la ñu nekk. ma lawal ko aussi ñiy liggéey ñëpp ñiy faj. ñi nga xam ne ñoo ngi transporter ambulance yi dama ko ñëw ñi nga xam ne ñooy dugg ci kër yi di prélever nit ñi loolu dafa am solo gis nga bu ñuy wax mesure aussi ñooñu dañuy plan bi dafa préf loo xam ne non seulement dina war a encourager wala aussi dañuy jël ay mesures yoo xam ne daf leen di aar parce que ñoom itam dañuy bàyyi njaboot dem nekk ci njabootu nit ñi dafa am solo aussi nit ñi xam ni que dañ leen war a bàyyi xel keroog rek maa ngi seetaan Chine ñoo fa doon liggéey ñëpp ci feebar bi. dañ leen defal benn cérémonie de remerciement bu am solo. moo tax may wax nit ñi aussi li ñuy liggéey solidarité bi ngay wax personnalité. ci prise en charge bi aussi. ci prise en charge xalaat ñooñu aussi personnel médical bi c'est important jël leen prise en charge. exactement personnel médical ñu leen di protéger bu baax. parce que ñoom
bu nu feebaree te ñooy toppatoo ñu feebar du sotti. ñoom bu nu amee njàqare te aussi amul ñu leen di toppatoo du sotti. moo tax seen solidarité am na solo ñu jàppale personne vulnérable bi mais aussi am na solo ñu bàyyi xel ñooñu. parce que dina vraiment am nañu suñu liggéey ñu sonn. yendalal tuñu fanaan. am na ñu xalaat est-ce que waruñu defar système de rotation sax ay véhicules yoo xamante ne bu ñu wàccee yenn saa ñu mën a ñibbi seen kër parce que doo nekk ci hôpital di liggéey di xeex ak virus bi nga wàcc amoo transport ngay mën a jël ay car rapide di dem. kenn xamul loolu yëpp je pense ay système yu war a mettre en place la pour accompagner personnel médical bi. waaw kooku gis naa am na ay mesures déjà yu ñu si jël parce que boo xoolee couvre-feu bi personnel médical bi dañ leen kenn du leen téye ci wàll yooyu bu ñu yoree seen carte professionnelle et cetera. am na aussi ay mesures yu ma dégagé de transport commencé nañ ko jël pour que nit ñi mën a dem ak ñëw. mais loolu dañ ko war a bàyyi xel bu baax. parce que ñoom il faut ñu nekk dans des conditions idoines. pour mën a toppatoo seen liggéey seen xel dal si wàllu seen njaboot ak si wàllu li jëm si seen kër ñoom tamit. loolu am importance yaakaar naa ne plan bi ñuy def foofu dina jël loolu en charge. parce que si le personnel médical n'est pas pris en charge c'est pas bon. non da nga yokk ci loolu rek. anticipation yi am. moo tax tey quand même président de la République yëgal ce fonds là. solidarité ba 69 milliards. loolu nag du loo xam ne mettre nañ ko à disposition. parce que là aussi je vois tellement de non parce que nit ñi dañu yaakaar ne xëy na puisque bu fekkee da nga am Alassane Samba Diop bi nekk ci koñam. moom il faut mu yeew suba teel dem Sandaga dem feneen wër pour am lu mu dundalee njaboot ji. déjà génn bii rek mun na indi maladie bi. est-ce que déjà pour ñu gaaw yow yaa ngi ñëw ci confinement. pour ñu gaaw ci loolu est-ce que waruñu commencer leen déjà jox leen dara toogloo leen seen kër ñu bañ a wàññi déplacement yi. waaw mais xam nga tollooguñ ci confinement. waaw mais pré-confinement la daal. waaw tollooguñ ci parce que il faut aussi yàlla tereti ko. kenn ñaanu ko yàlla. mais bu ñu amee obligation confiner nit ñi. loolu il faut ñu koy anticiper. parce que boo ko teelee par exemple li may gis nii rafet na loolu. mais bu dee li ñu yor yëpp joxe nañ ko léegi. te ëllëg ñu war a confiner. pas léegi ñu. waaw il faut ñu planifier ko xam pour vous dire que la décision. du yomb mukk ko parce que. dañu am ay réalités socio-économiques yu fi ne. yoo xam ne il faut ñu koy teg ci table bi. di ko natt par rapport ak décision yi ñu jël. dëgg la loolu dafa am solo. moo tax l'essentiel mooy que ni nguur gi dafa taxaw tem pour ne. quel que soit alpha ci li mu mën dana nekk ci wetu askanam maintenant nag bu nit ñi yàkkamti yéen pour l'instant nit ñi lenn lañ leen laaj mooy ñu jëfee digal yi nga xam ne. wax nañu ko da nga ne sànq dañu am ay indiscipline. waaye nag dañu am diine itam. te suñu kilifa aada diine yëpp wax nañ suñu kilifa aada yi wax xanaa mën nañoo tënku ci loolu. du dëgg. donc bu dee. ci yoon. bu dee donc suñu kilifa yëpp wax nañ. muy ci wàllu àdduna. ak ci wàllu diine. ñun nag Sénégal li ñu baaxoo quand même mooy jëfe ndigal. waaw réew bi dafa doy waar léegi de. monsieur bi ci dem ba Saint-Louis. bu ñu wax Saint-Louis wax fa maanaam Guet Ndar. fa quai de pêche parce que foofu dëkkum pêcheurs yi la. ñu ngi ak Momar Alice ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay sant Samba Diop. waaw Momar Alice yow yaay correspondant rajo iRadio ak tamit ITV E-Média ci Saint-Louis yan matuwaay lañ jël foofu ca Ndar surtout ci Guet Ndar suñu mbokk yi nekk foofu. jërëjëf Alassane xanaa nga bàyyi ma nuyu say invité pour tontu ci sa question en tout cas ñun dañuy rafetlu parce que bii nga xamante ni ci daanu na ci Sénégal fii ci Saint-Louis URPAS muy Union régionale des pêcheurs artisanaux bokk nañ ci ñi nga xamante ni ñoo jëkk jël ay matuwaay ci quai de pêche ba gis nañ leen ñu mobiliser wu yóbbu fa vraiment ay détergents yóbbu fa ay raxasukaay ay masques également ay gel antiseptique sensibiliser ñi nga xamante ni ñooy fréquenter quai de pêche bi vraiment ci mesures yi nga xamante ni moom lañ jël. donc mu nekk loo xamante ni lu ñëpp rafetlu la mais démb rek bu ñu fa jógee ci reportage bu ñu doon def pour la télé li nga xamante ni tey jii moom la nappkat yi di jooy mooy que ne manque à gagner boo xamante ni bu terrible la te loolu li ko indi moo di mesures yi nga xamante ni moo ànd ak état d'urgence bi bokk na ci couvre-feu bi ndax xam nga ku xam jàmmalaay ci Ndar gaal yi dañu farataaloon di teel aux environs de 17h 18h bu ñëwee nag ba léegi loolu mënatul nekk donc gaal yi ci terre ngoon si yëpp dañuy obligé bàyyi jën bi ci biir gaal yi mu fanaan ci loolu nag di leen jural
quelque part yàqu-yàqu ndax lendemain bu ñu ñëwee nee nañu daañu fekk jën bi genn wàll gi yëpp yàqu daanaka koo xamante ni daan nga jaay sa jën am ci 4 millions tey jii boo jaayee 300 000 350 000 moom ngay am maximum mu nekk nag un manque à gagner boo xamante ni ñoom vraiment joytu nañ ko mais Alassane fi nga xamante ni tey jii ci marché yi parce que maa ngi dégg Aliou Kane di ko wax sànq contrairement à li nga xamante ni moo am Mbour fii marché yi kenn tëju leen mais disposition bi nga xamante ni moom la gouverneur jël moo di que ni marché yi nekk sur l'étendue du territoire régional à partir de 17 heures marché yi bay tëj donc et au niveau de ces marchés gis nañu vraiment une forte surveillance policière bu nga xamante ni ñooy sur applicabilité li nga xamante ni moo di mesure boobu. mais bu ñu waxee Momar ci marché yi de 7 heures du matin jusqu'à 17 heures nit ñaa ngi ci marché bi xëy na di regroupé wu ci marché bi. oui regroupement am na regroupement yi moom sax il faut l'admettre am na regroupement ci marché yi. loolu mooy problème bi. non bombe la marché yi moom li ñu koy waxee fépp bombe la parce que regroupement bi moo ci li ci am moo di te loolu la ñu seetlu moo di la plupart des gens yi nga xamante ni ñu ngi fréquenter ces marchés quand même ils sont assez conscientisés koo ci gis dina peut-être distance sociale bi pour ñu respecter ko ci marché bi loolu mooy problème mais koo ci gis li ci ëpp mi ngi takk maskam vraiment wane ni moom ci boppam fàggandiku na jël na ay matuwaayam mais fi nga xamante ni la bëggoon insister surtout mooy suñu mbokku mareyeurs yi parce que ñoom peut-être couvre-feu bi état d'urgence bi par rapport ak activité bi ñu nekk yoon may na leen jën bi dañ koy génne par exemple fu mel ne Saint-Louis di ko yóbbu mais tey damay taxaw foofu parce que booy xool bu ñu nee par exemple virus bi au-delà de certaines températures mënu ci dund ku ne xam na ni jën boo koy transporter froid la donc ça veut dire que ni est-ce que tey jii au niveau du ministère kooku question bu may laaj monsieur le ministre la est-ce que jël nañu dispositif boo xamante ni mën na surveiller produit bi ci boppam parce que il faudrait pas que bu ñu nee par exemple transport du am diggante région ak région camion jën yi ku ci ne xam na ñuy def jën yi parfois ci ak conditions yi ñu koy transporter parfois cet gi il faut le dire dafay poser problème est-ce que dans les régions def nañu dispositif boo xamante ni dana mën permettre produit bu bu accès ñu mën ko désinfecter te du yàq jën bi wala ñu mën ko saytu bu baax a baax ba tey aussi xam nga bu ñu nee transport interurbain alsantu am mais mareyeurs yi ñu may leen comme que lekk la ñuy transporter ku mën jóge fii dem Tamba ku mën jógee Ndar dem Dakar wala nga dem feneen ñoom ci seen bopp bu ñuy dugg si waat ci région parce que tey nit mareyeur mën na jóge fii ànd ak convoyeur am dem ci beneen région peut-être ci marché yi jëlee fa virus bi war a dellu si waat ci dëkk bi est-ce que bu ñuy duggaat ci dëkk yi surveillance boobu nga xamante ni àlan nañ koy defee ci frontières yi. waaw Momar monsieur le ministre Momar posé na question yu bari ci loolu. surtout ci leen mën a xool li nga xamante ni moo di wér-gu-yaram et surtout aussi seen camions yi ñu mën leen di dimbali ci wàllu désinfection je pense que loolu aussi tey am na population ñu ci bari ñoo xamante ni njàqare la ci ñoom pour que vraiment produit bi nga xamante ni moom la ñuy transporter d'une région à une autre mu bañ a vraiment nekk vecteur ci li nga xamante ni moo di virus bi alsan jërëjëf Momar monsieur le ministre dégg nga Momar question yi mu posé ci mareyeurs yi maanaam ci poisson bi bu ñu transporter région bi su xool cet ji est-ce que jël nañu matuwaay yëpp te aussi mareyeur bu ñu déplacé région ba région buy ñëwaat est-ce que dañ di contrôler waat xool thermoflash leen à la limite xool ndegam ñoom indiwaale wu ñu maanaam feebar bi. non tout à fait je veux dire loolu bon déjà côté virus bi par rapport aux températures naa bàyyi technicien mu wax ci parce que alpha loolu maîtriser moom virus ak température waaw mais dama ne les mareyeurs en tout cas seeni organisation sànq lim na ko ñoo njëkk a jël seeni mesures seen responsabilité mareyeur mënoon na wax ni man sama camion rek ak jën bi ma yóbbu waaye ci quai yi ak tefes yi la ñu impliqué seen bopp kon xam nga ñooñu ils sont assez consciencieux ba pare comme je te dis ci lieux yi gën a rëy te nga xam ne fa la ñu jëlee ay jën souvent des dispositions draconiennes dañ ko fa teg pour justement surveiller seen wér-gu-yaram en tout cas les dangers pour que virus bi jógee foofu kon man jàpp ma ni tellement ci produit bi la mais professeur mën nañu wax peut-être mais surtout ci respect li ñu diglee tey la mareyeur buy dem ministère des transports dafa réglementer affaire yi maanaam mënul weesu ñaari nit ci camion am ba pare am yu ñu leen digleel ci comportement ci takk masque ci et cetera et cetera et cetera donc yooyu bu ñu ko respecter je pense que risque amul que ñoom ñu nekk des éléments porteurs
de ce virus là mais comme xam nga saa yoo déggee dara rek. voilà bàyyi ci xel. bàyyi ci xel nga gën a bu ma fi jógee dinaa gën a laaj. ñi thermoflash ak yooyu. am na ci marché yi. ñoom ñoo koy sax wutal seen bopp am na yoo xam ne ñun ñoo ko joxe mais yi ci ëpp. tey boobu amaana dañu jiitu ñëpp. man vraiment maa ngi naw. comportement yi surtout les mareyeurs yi muy tudd noonu. seen comportement maa ngi koy naw di ko rafetlu parce que ils ont été très responsables. à midi. ñoom dañu ne dañu dajale seen biir. dajale loo xam ne dañu ko bëggee ñëw jébbal ko ministère bi pour jàppale ko pour vous dire à quel niveau ces gens sont impliqués. mooy c'est des acteurs privés. war nañu wax ne tey seen activité métti na. waaye jaral na leen tey ñu ne dañuy dajale suñu la ñu yor dem jàppale ko ministère bi ci xeex ba ñu nekk. kon côté boobu damay dalal xelu suñu concitoyen boobu. pour wax ko ni mareyeurs yi seen transport déjà cet gi du ci ñoom. mais cet gi ñu ngi koy xoolee peut-être ci yenn bërëb yi. waaw. xam ne war nañ koy yokk. mais marché yi moom ci yenn activités distance sociale yi marché yi moom problème la. non loolu problème la mais tey bu ñu arrivé au moins pour que kuy dugg ci marché bi. yaa ngi raxas say loxo par des trucs simples ñu fa def. maanaam de l'eau savonneuse et cetera. yaa ngi takk masque. maanaam amaana sax bokk yow doo ko xëy na doo ko wàlle ou pas facilement. nga ñëw dugg li ngay dugg en quelques minutes dem sa yoon. xam ne sa taxawaay fii wóorul baaxul. du dëgg bu ñëpp jëfee noonu. jàpp naa ne ba fii ñuy décider tëj marché yi encore une fois parce que ça c'est comme l'a dit c'est intersectoriel. man mënuma xëy bis ci en tant que ministre de la pêche tëj marché yi c'est le commerce. kon tollooguñu foofu en tout cas waxaguñ ñu ko ba bu ñu nee. ça c'est un point de risque def leen ko danañ ko def incha allah mais tollooguñu foofu léegi. li ci des mooy mesures yooyu nit ñi jël gis nga par exemple gouverneur bu Saint-Louis maa ngi koy nuyu au passage décision yi mu jël. xam nga wute nag beneen autorité administrative bu nekk ci beneen bërëb. donc yooyu. au cas par cas la waaw démb laaj naa ñu dajale ma toutes les ces décisions administratives yi ñu jël. pour ñu natt ko xool. ndax duñ ko jéem a harmoniser mais mënoo ko harmoniser parce que réalité yi aussi bokkul. woy dëgg la voilà réalité bi nekk Gendar wute nag bi nekk Jifeer wala bi nekk feneen. donc parfois aussi ñoom ñii ko dund les autorités administratives ñoo lay gën a xam. par rapport ak réalité yi fa ne nan la ñuy appliquer les directives du président de la République. parce que loolu la ñuy. dupliquer fi mu ne nii loolu la ñuy appliquer actuellement. docteur Alpha xam nga wax ji bëri woon na fi dégg nga moment sax ci biir reportage bi ñu wax virus bi wax mbirum température am ñu doon ne virus bi mënul dund ci ay plus de 25 degrés ak yooyu waaye virus bi war nañu fii Afrique mi bu dee 50 degrés rek mën na fi dund lan la ñu mën a wax ci loolu pour dañuy xam ne virus bi moom. xamul surtout que virus bi ci corps bu 37 degrés lay. waaw loolu am na solo ci jamono yële aussi tontu woon nañ si. bi nit ñi boobu yegg seegu fi nit ñi naan xëy na température bi tax virus bi boo ko bëggee inactivé di nga dem ba 56 wala lu ëpp pour nga mun ko rey donc loolu il faut xam ni que virus bi mi ngi fi Afrique di fi law température bi du si dara amul benn évidence benn preuve bu nu mën ni scientifique tàngaay bi fi nekk dina aar nit ñi te ba virus du fi nekk parce que tey gis nañu ni que Sénégal am na ay cas yu ci tàngaay bii la ñu fekk ci biir Sénégal am na dëkk yu gën a tàng Sénégal yu am virus ay Tchad ak yooyu donc waaw wàllu woowu il faut que mu leer si nit ñi ni tàngaay bi du ci dara amul benn évidence scientifique ni que tàngaay bi dina aar nit ñi que nit ñi jàpp na virus mi ngi fii mu tàng ak mu sedd la yemale mi ngi fii si biir tàngaay bi nekk taxul mu détruire ko moo tax mesures yi ñëpp wax na ko nit ñi def nay set ne nit ñi nga xam ne dañuy yëg ni que dañuy sëqat ak yooyu nañ sol masque nit boo xam ne bi da ngay sëqat na nga jël sa pliwu coude bi nga protéger booy sëqat bu dee da nga ñandu na nga jël dugal ko ci poubelle na ngay raxas sa loxo bu set booy dugg sa kër aussi bañ a distance sociale beeg yooyu yëpp nañ ko di observer bu mu nekkee ci marché bu nekkee en public loolu yëpp mooy aar nit ñi xam nga nit ñi dañu war a comprendre ni mesure bu ñu si wax day yokk doole parce que tey bu ñu nee da nga tëj sa frontière bàyyi ci biir nit ñi def nu war tëj frontière dana wàññi boo xasee ba dugg ci biir nga def distance sociale mu wàññi leneen nga yokk cet bi mu wàññi leneen malgré loolu yëpp nag dina gis de temps en temps ay cas am moo tax docteurs yi war a faj moo tax ñu war a prélever pour identifier cas mesure yooyu yëpp nag ku nekk dafa am wàll boo siy joué wàll wi mooy bu dee yow yëg wax nañ la ni bu leen demee marché bu leen fa yàgg na ngeen raxasu balaa ngeen dugg bu leen fa nekk di traîner na ko nit ñi def parce que lu mënul ñàkk mu xool nañ ko mën a def ba nga xam ni doo si lor kenn loolu moom moo si ëpp solo waaye wàllu température bi daal li ñu si mën a wax
mooy tàngaay bi terewul virus bi nekk fi. mais loolu tamit pour mu efficacité il faut ñu am système de collecte des ordures ménagères bu efficace. waaw moo tax système bi la bokk. ñu ni waaw dafa nekk lu transsectoriel xam nga tey nii di nga gis ne on a un système de collecte des ordures yooyu yëpp gis nga lépp ñaaree boo xam ne bii day yàq wàllu set souvent jàngoro dafay gaaw a génne bu dul corona di beneen comme ci wàllu corona lu nekk moo tax loolu aussi lépp luy organisation des ordures et cetera mairie yeeg yooyu ñoo ngi siy liggéey de manière à ce que ñu ba ñu am des problèmes yi fi nekk fii actuellement ci wàllu boobu mais set bi moom mooy priorité numéro 1 bon loolu nag du wàllu ñëpp la. ku nekk na nga setal sa kër. ku nekk na nga setal sa quartier. gis nañu jeunes yu bare ñu engagé si wàll yooyu jamono yële doon nga dégg ñu naan sax ay journée yoo xam ne ñu setal koñ yi moom lañuy wax cleaning days wala ay setal. yooyu yëpp dafa am solo. moo tax tey ku nekk sa wàll boo defee la nga war a def rek incha allah yàlla na nu musal ba feebar bi gën ban fi law ba ëpp loxo. monsieur le maire les casquettes maire bi laay woote ñu bëri na nañu maire yi am nañu aussi rôle primordial bu ñuy joué ci xeexu virus bi parce que yéen les premiers administrés yéen a jege gën a jege population bi dañoo gis ne campagne électorale bu ñëwee maire yi dañuy def porte à porte waaye virus bi gisuñu kenn def porte à porte. waaw xam nga ñaanuma yàlla benn politique def actuellement lañ daan def ci campagne électorale parce que c'est enfreint de li ñu tere maanaam dajaloo bi. xëy na benn organisation. mais ñun suñuy ndaw de façon séparée ak ay jumtukaay ñu ngi def quartier ñu ngi def bërëb yi. di yóbbul nit ñi parfois bu dee jàkk la lu ñuy raxasoo ak ay quelques produits et cetera am na ñu jënd man ça fait li ma njëkk jënd naa 1000 gel yoo xam ne flacon bu ne 1000 utilisation la du muy 1 million. d'utilisation. yooyu lañ doon lawal ak saabu yeeg et cetera ba pare fi ñu toll nii sama commune wàllu maire nga ma wax. ñu ngi xool yan ñooy zone personnes vulnérables yi parce que dakkal la guñu vraiment ba mois bi amul Sénégalais boo xam ne dañu dakkal sa salaire. wala ñu wàññi ko. ba ci mois bii. donc mais bu situation bi naree garaaw il faut ñu fagaru maanaam ñu anticiper ñu ngi ci anticipation boobu donc tey dañu toll ci organisation parce que danañ toll jamono joo xam ne justement collectivité locale bi mooy li gën a jegeñ population bi. mooy li ko donc moo ko war a taxawu le maximum te donc loolu dafa war a sans exposer itam ay agents am. Et cetera donc agents yi ñoo war a nekk les premiers exemples ci en tout cas ci xeex fagaru boobu tey mairie Plateau boobu day ñaari kii ñoo ko wër da ngay raxasu par force machin dugg am na thermoflash bu fa nekk boo demee samay poste de santé noonu am na ay thermoflash et cetera donc ñu ngi aar di teg yi fi progressivement pas dans comment dire dans le avec du tintamarre et autres di nag jéem a prévoir peut-être le pire ñaanuñu ko yàlla. mais autant que possible pour que bu taxawee ñu mën a béy suñu waar ñun en tant que collectivité locale autorité locale ci fekk ci ndimbalu état day gérer au niveau global waaye ñun ku ci ne bu dee mën nga jarul état ñëw ci yow na dem ci ki nga xam ne xëy na voilà mënul et cetera pour que parce que c'est un problème de toute la nation sénégalaise. léegi casquette ministre bi lay xëccaat am na sénégalais yu bëri naan bi feebar bi xewee. dafa am ay commerçant yi xamante xam nga réew mi dafa doy waar. ñu def yokk njëg yi tuuti di ci profito. parce que raréfaction kii bi am na produit yi. dañuy laaj ci est-ce que gouvernement bi warul xalaat ne facture courant yi ndox yi ak yooyu duñ ko xëy na baale sénégalais yi pendant 3 mois yenn réew def ko. est-ce que yow mu nga amal sénégalais plaidoyer boobu foo demee conseil des ministres. waaw dama ne xam nga man fan la sama xel dal mooy bu njiitu réew mi ne quel que soit li am l'État sera aux côtés de sa population xam nga loolu leer na. ba pare mu commencé xam nga dañuy taxaw comité bi du président moo ne. li ñu soxla fi mu ne ni 1 milliard 400 et quelque la woon boobu ñu ngi woon ci début bi du dëgg. président ne leen y a pas du amul problème mu xaalis wala problème mu procédure par rapport ak xeex bi. lépp nañ ko teggi kon bu ñu tolloon foofu. facture courant ndox te wax nga yow tey waxi facture courant man de citoyen la. waaw bi ñu fiy coow waxi courant sama facture ba ma amoon mooy double sama facture bi ma mujj am nii. mooy double bi.
te ci bi ma am nii la ñuy yokk njëg la ñu waxi yokk njëg yooyu. te ci bële moo ko dubloon parce que sama consommation la ci temps wu tàngoor. kon bu ñu loolu bu nekkee nécessité l'État accompagnera sa population man kooku certitude bi ma am la. parce que actes yooyu rek laa gis gouvernement bi di ko teg ci fànn yépp. pour l'instant affaire wér-gu-yaram la aar nit ñi ci wax wér ñu war ci jël toutes les dispositions nécessaires mercredi incha allah. parce que ministre de l'économie mu ngi jéem a xayma incidence économique yi li ñuy def nii yëpp war a am wala avec des scénarios ñu koy xayma pour chaque fois proposer état bi lan moo war a nekk taxawaayam par rapport ak tel scénario. est-ce que da nga plaidoyer ci facture yi pour askan wi. déggoo li mu wax au-delà de la facture. dëgg la au-delà de la facture l'état dana jël natt. parce que peut-être xëy na da nga toll yoo xam ne du question facture ngay soxla leneen ngay soxla. du dëgg. parce que facture bi yaa ngi koy wax parce que yaa ngi taal courant day fekk nga am loo lekk. et cetera donc yooyu yëpp état bi da koy natt fi mu ne nii état baa ngi natt suñu stock yi en termes de produits essentiels muy ci wàllu lekk muy ci wàllu garab muy ci wàllu yëpp yooyu yëpp état nga koy natt ak service bu ne li ci sa wàll pour que justement autant que possible l'État du Sénégal soit très proche de sa population amal ko njëriñ accompagner ko pour mu génn li ñun koy lenn rek mooy suñu ci tàng mooy population boobu nañu jàppale ci li ñu édicté comme mesure parce que jàpp nañ loolu bu amee rek du metti comme ni ñu ko ragalee waaye bu loolu amul ak ni ñu bindoo sànq yaa ngi koy wax am na ñoo xam ne la notion de DQ dafa am réalité maanaam nit ki bu génnul du lakk amaana du waxuma du lekk de waaye dana metti parce que am na soxna yoo xam ne bés bu yàlla sàkk li ñuy togg ca bés ba dañ koy duggi marché moo tax mu jafe ci ñun ñu tëj marché yi alors que nécessité la yoo xam nga ne tey par rapport ak regroupement yi am ci marché yi nécessité la waaye loolu tax na mu jafe ci ñun kon war leen rek l'État mu ngi natt affaire yi pour nan lay aaree au maximum sa population. Institut Pasteur ci xeex bi mu ngi kenn xamul ban temps lay jël Institut Pasteur ñu bari bu ñu ko déggee dañuy ne Institut Pasteur xëy na tubaabee ko moom alors Institut Pasteur bu réalité bi mooy Sénégal mooy nekk conseil d'administration bi. waaw Alassane li nga wax loolu am na solo li ñu war a jàpp mooy Institut Pasteur c'est un institut sénégalais tey man mii di ko jiite doomu réew mi la président conseil d'administration bi doomu réewum Sénégal la boo jëlee conseil d'administration Institut Pasteur ñetti ministère au Sénégal la ngi si ministère enseignement supérieur recherche. kon institut bi Sénégal ko moom. institut bi Sénégal bokk ci membre fondateur yi ñoo ko moom loolu dama bëgg ñu leeral ko parce que damay dégg ñu naan institut tubaab yee ko moom institut bi c'est un institut sénégalais. li tax jóg Institut Pasteur mooy le peuple sénégalais moo tax bi mbir mi dooree ba léegi nii yaa ngi gis ñoo ngi ànd bokk ci xeex bi nekk ci dispositif bi pour def li nga xam ne moom loolu foofu la ñu féetale muy test yi muy recherche yi muy santé publique bi muy di former nit ñi loolu lu am c'est un message extrêmement important boo xam ne nit ñi war nañ ko xam ñun Institut Pasteur tubaab bi moom li fi xew mooy pendant ay jamono ay tubaab dañ fi newoon mais ñu toog benn période ñu ni institut bi dafa war nekk benn institut sénégalais ñu ànd ak ñoom d'accord si def jumtukaay yi beneen li am solo mooy Institut Pasteur dañ ko tëgg boo xam ne bii lépp lu mu jur si koom-koom dafa war a dellu ci yokk liggéey bi wala dugg ci askan bi te loolu ñu nekkal gouvernement bi ak ñi nekkal travailleurs ci Institut Pasteur dañu nekk ci conseil d'administration di ko saytu ñaari yoon ci at mi dañuy ñëw li ñu liggéey ñu wax ñun lii la ñu def ñu bëgg liggéey ñooñu saytu jox orientation donc ci wàllu boobu dafa nekk loo xam ne lii c'est important ñu leeral ko alalu Institut Pasteur ci biir liggéey lay liggéey tey Institut Pasteur boo jëlee am na lu mat 300 ak fukki juróomu doomu Sénégal yu fay liggéey bu nu nee Institut Pasteur tubaab yeeg moom du waxu dara. moo tax mu bëgg nit ñi xam ko ci wàllu woowu que dem Institut Pasteur. mooy boo fa liggéeyee lépp lu fa jur ci koom-koom dañ koy delloowaat ci pour épidémie yu mel nii. mais justement yéen a ngi xalaat ci vaccin maanaam vaccin coronavirus naka la Institut Pasteur dëgg mën a liggéeyee. waaw moo tax xam nga ñun vaccin dañ ci yëngatu actuellement mooy li ma la wax at bu nekk dañuy jaay vaccin ci àdduna bi yëpp loolu dafay tax ni ñiy liggéey wàllu vaccin ci àdduna dañu jàpp ni bu Afrique waree am war nañu bàyyi Institut Pasteur xel te loolu li muy indil avantage Sénégal mooy bu ñu fi produire vaccin balaa kenn di am ñun ñu am xam nga am na ay pandémie yu fi mosoon am. yoo xam ni Afrique jotul sax jot ci vaccin yi
loolu moo tax nit ñi war a fagaru moo tax Institut Pasteur non seulement mi ngi defar actuellement vaccin fii mais actuellement am na benn projet bu mag bu ñuy def Diamniadio boo xam ne li ñuy def ci vaccin dañ ko war a yokk ba pare def yeneen vaccin ni àdduna bi taxawee tey da ngay gis ni dëkk bu nekk dafa mën na produire vaccin tey bu noonu def vaccin Europe am na dëkk yoo xam ne ku nekk am na lu ñuy defee vaccin Afrique benn Institut Pasteur moo mën a def donc war na xalaat Sénégal war na xalaat Afrique moo tax ñu dellu aussi ci wàllu vaccin fii ci site Diamniadio ñoo ngi fay liggéey benn projet bu mag boo xam ne bii nguur baa ngi ci ay partenaires a ngi ci te ñoom ñëpp ñoo ngi xalaat tey bu amee vaccin corona wala lu war a xeex épidémie ëllëg ci biir ñu mun ko produire fii Sénégal ay doomu réew mi di ko def parce que am nañu yàlla jox nañu xarañ ñu ci liggéey ñoo ngi def loolu depuis 80 ans moo lay wan ni loo xam ne lii xarañte am na fi te loolu mooy li nga xam ne aussi Institut Pasteur daf ci yëngu pour que bu ñuy def vaccination ñu mën a vacciner donc vaccin coronavirus bi ñoo ngi jokkoo ak ñu ci liggéey pour que tey bu vaccin amoon ñu mën a góorgóorlu ba Sénégal am ci. monsieur le ministre balaata ñu tëj waxtaan bi looy dënk nga xamante ne secteur bi ngeen di liggéeyee la par rapport justement encore et toujours sensibilisation bi parce que loolu rek moo ñu mun a génne réew mi ci maanaam coronavirus bi. waaw di gën a ñaax daal sama askan notamment ñi nga xam ne tey bokk nañ ci wàllu napp gi wala ñi nga xam ne bokk nañ ci économie maritime maanaam lépp lu jëm ci ay bateau bien que dakkal nañ yu bëri parce que président ci mesure yu njëkk jël mooy dakkal lépp luy bateau de croisière ci est-ce que secteur boobu nguur dina injecter ay ressources pour soutenir nga xamante ne ñoom am jafe-jafe ci loolu mais nguur gi dana jàppale bépp secteur boo xam ne lii am na impact bu négatif parce que c'est l'économie on va soutenir l'économie globalement moo tax loolu yëpp dañ koy xayma bu baax mais ci yooyu damay rafetlu aussi seen taxawaay ñoom parce que xam nga bu dee ay nit dañu toog ñu ne salaamaaleykum ñu ne nañu xool ñun suñu structure suñu frais de fonctionnement yi lan lañ ci war a dindi pour jàppale nguur gi département bi man dama leen di gërëm port de Dakar parce que 62 millions 500 dañ ma ko indil chèque COSEC indil ma chèque 30 millions ANAM indil ma chèque 5 millions DPM indil ma 2 millions DAGE bi DPM indi 5 donc dañu xëy yóbbul ministère de la santé 101 millions ci département bu mel noonu te loolu ci seeni budget la nga xam ne budget souvent day insuffisant te ñu ngi continuer ci wàll woowu donc pour vous dire que ñëpp ñu ngi ci conscience boobu li ñuy tiital rek mooy li ñuy gis ci mbedd mi li ñuy gis ci bërëb yi mel na nit ñi consciencieux wu ñu ci affaire bi marché bu ne tey boo fa waree toog te aar sa bopp war a aar sa njaboot war ngaa sol say masque régulièrement boo raxasee sa loxo ba mu set parce que gel hydroalcoolique yi professeur mën na ko wax ci ay loxo yu set dañ ko war a def du dëgg du caageen laal naa gel bi rek baax na il faut mu loxo yi nga koy raxas muy set yooyu tegal nañ leen ñenn ñi te dinañ ko yokk vraiment ñu aar seen bopp ci wàllu woowu wax ni lii tax ba du ñu tëj seen i bërëb liggéeykaay yooyu seen comportement moo koy tax bu dee seen comportement méngewul ak li nga xam ne mooy aar askan bi allah kulli danañ ko tëj parce que loolu suñu responsabilité la donc pour l'instant yëf yi mu ngi ci seen i biir loxo ñoom ci seen comportement ñu aar ndaw ñi par exemple bu ma gisee ab tefes gis fa ay xale yu ndaw fees fa dama jàpp ni loolu c'est pas normal dama leen di wax xale yi nañu des ci biir kër yi waaw tefes ga marché bi na doon rek pour que nit ñi ñëw rapidement jënd li ñu jënd dellu seen i biir kër toppatoo seen njaboot. waaw jërë ngeen jëf heure bu ñu dakkaloon jot na 9h jot na maa ngi remercier ministre des pêches et de l'économie maritime Alioune Ndoye nekk aussi maire Dakar Plateau di remercier Amadou Alpha Sall di administrateur Institut Pasteur xam ngeen ne ci mbirum virus bi ñoom mooy seen liggéey test yi ñoom ñoo koy def lépp luy virus Institut Pasteur bokk na ci ñaar yi nekk ci Afrique ñoo Afrique du Sud liggéey ci loolu ñu leen di aussi di gërëm ci teewaay bi di gërëm auditeurs et téléspectateurs yi ñuy suivre suba ba léegi di ñaaxaat nit ñi encore ñu yokk maanaam set yokk li nga xamante ne docteurs yi wax nañ ko bu ñu bëggee feebar bañ a law ci réew mi parce que feebar bi ku nekk sa ñun soldat la war a nekk pour xeexu mu génn ci réew mi jërë ngeen jëf ngeen doog jàmm. Radio, la radio d'ici et d'ailleurs. jàngoro bii di coronavirus mu ngi ci yenn réew yi ba ci sunu réew mii
yii nag ñooy ay màndargaam: yaram bu tàng, jafe-jafe noyyi, sëqët, apat, put buy metti. ngir mucc ci, ministère bi yor wérgu yaramu askan wi moo leen di fàttali yile tegtal: di raxas loxo ak ndox ak saabu wala ngay laal alkogel. booy tissooli wala ngay sëqët nga jël mouchoir te boo ca noppee nga def ko ci biir mbalit, wala it nga lem sa loxo ci conc bi. di moytu joxe loxo, saafonte ak it mbooloo mu bari di dajaloo. ngir am yeneeni leeral wooteel ci 800